salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM rawatina ñi nga xam ni ñooy auditeurs yu waar yi du nuyu également monde rural bi yëpp kenn fàttewul également ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi nekk à la base ñii di opérateurs yi ñii di huiliers yi exportateurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ngi yëngu si wàllu mbay surtout li nga xam ne nag tey jii mënu dajale muy nuy waxtaan si li nga xam ne moo jublu si affaire gerte gi nag moom doo ko laale rek gaa ñi daal dañuy yëngatu parce que moom toujours moom dafa bare bayre te tam dafa bare moom ay biir yu trop waaye nag tey jii il faut que ñu indi si waxtaan boo xam ni waxtaan yaakaar nañ da nekk waxtaan boo am solo waxtaan boo xam ne waxtaanu leeral lay doon parce que bare na ay confusion maanaam ay lëj yu bare si biir ba nga xam ni ñu bare sax xamatuñu njëg bi ñaata la loolu nekk lu am loo solo loo xam ni daanu si waxtaan xam ngeen itam lii nga xam ni moom moo doon exportation yi kooku dañ ko dàkkal di ndéganiku lii di Sonacos également pour ak huiliers yi lu mel ne également COPEGA pour ñoom tam nu mën am ay gerte ba mën nal dëwlin loolu nekk loo xam ne tamit indi na ay wax yu bare surtout si wàllu njëg yi nga xam ne moo nekkoon à la base ndaxoon nañ kilo gerte bi juróom fukk nañ koy jaayee officiellement waaye am na ñoo xam ne daan nañ jaay ba juróom benn fukk daal di ko weesu tuuti am ñoo xam ne daal tey jii gisatuñ si seen bopp trop loolu nag dana tax ba nga xam ne tey jii ñii nga xam ne ñoom ñooy composantes yi maanaam ñi seq mbirum njaayu gerte gi ku nekk daanu ñëw sa pàcc xool tey jii mbir mi nu mu la def xool tam également ñoom tam ku nekk daal na nga loo yaakaar ni moom nan war def pour que mbir mi ku nekk mën di si gis sa bopp ba li nga xam ne moom mooy karu usine bi maanaam mbirum système bi nga xam ne mooy nuy jaay gerte gi nekk loo xam ne daal dina am ay xalaat yu baax yu si soqeeku ba nu mën ko jël xëy na def ko benn boo xam ne rek toujours du commercialisation accepté daanu xam ne nii lay demee te nii lay génne waaye fi mu nekk dafa mel na yëpp a lëj si côté yëpp muy côté gouvernement muy jaay ñiy jaay muy baykat yi fi nu nekk dafa mel ne dana àgg foo xam ni kenn xamatul nan la affaire yi sax taxaw te nguur gi itam mi ngi taxaw di xool léegi nag mooy li nga xam ne tey jii moom nañ bëgg waxtaane def si waxtaan bu am solo may fàttali sunu invité yi ñaar yu teew nañu Bassirou Ba moom di président bi nga xam ni mooy aar sunu moomeel nekk nañu benn mouvement boo xam ne ñoom également dañuy yëngu si surtout wàllu kaw gi loolu moo leen gën soxal ak lépp loo xam ni également dafa touché itam monde rural la suñu beneen invité mooy Mamadou Faye di conseiller technique bu Mamadou Diane Fada di DG bu Sonacos donc ñoom tam ne nekk ñoo xam ni dañoo am solo trop si li nga xam ni mooy wàllu gerte gi parce que quand même ñoom ñooy beneen dernière chaîne bi nga xam ni ñoom duñu jëlee gerte gi ñoom ñoo koy nal rafetni ko ba pare nag léegi war ko jaay bi nag li si ëpp ñoom ñoo ko daan defe bitim réew léegi solo mbir mi gannaaw ba ay jafe-jafe dee am ñoo ngi xalaat sax est-ce que jaay bi mën na ko gën lawal surtout Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ni ñoo tafoor suñu wet loolu xëy na du ñàkk ni du fekkee ni def nañ ko gën ko développé dana tax ba nga xam ne ñoom seen participation si mbirum li ñu jaay gerte gi dana gën maanaam am solo parce que quand même gerte gi du fekkee ne am na yoo xam ne fayatoo ko ay bitim réew am ci ay clients yoo koy jaay loolu dana tax ba nga xam ne dina mën yokk sa loxo mu dem daal si baykat bi Waly Faye moom mooy coordonnateur bu COPEGA également moom tam si émission bi la bokk ñoom ñaari gan ñoo teewagul d'abord nu bàyyi Bassirou Ba mu nuyoog mbokk auditeurs yi ak également ñi nga xam ne ñoo gaar Sud FM yi. waaw kay maa ngi lay nuyu Baye Makhtar di nuyu képp ko di nuyu suñu séeréer bi ñu jàkkaarleel suñu jaam bi moom mu ngi yéey gerte rek dèjà ci studio bi di nuyu tamit képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel émission bi ak soose bi nekk ci technique bi di nuyu ñëpp daal Baye Makhtar. voilà léegi monsieur Faye nu bàyyi yow tam nga nuyu teg mbokk auditeurs yi ak Sud FM. asalaamaaleykum wa rahmatulah Baye Makhtar maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu soose di nuyu Bassirou Ba. maa ngi ko fekk si suuf moom mu am nu mu demee woon ma ne ko yow la ñuy xaar si émission bi donc vraiment di nuyu seen auditeurs yi auditrices yëpp di rafetlu bu baax jotaay bi di ñaan rek lépp lu ñu fi wax yàlla na nekk loo xam ne dina jëriñ askan wi dina jëriñ Sénégal. voilà ki nga xam ne moo nekk si part technique bi Pape Laye la Pape Socé Pape Laye voilà donc moo nekk si part technique bi Makhtar Sall nekk si micro bi fas yéene ubbi waxtaan bi ak yéen d'abord Bassirou Ba tey jii li nga xam ne moom lañ lay jëkk di laaj rek yéen mouvement ngeen boo xam ni
yéen a ngi yëngu si wàllu mbay ak yu demee ak yooyu tey jii li ñu lay laaj mooy li nga xam ne mooy njaayum gerte gi te tàmbale woon na àgg tey jii foo xam ni soreegul waaye mi ngi avancé dana bëgg a xam tey jii yéen ñi di yëngu si wàllu mbay na ngeen di dunde mbir mi. waaw maa ngi lay nuyu bu baax Pape Makhtar tey nag Bachir Ba bu Aar Sunu Moomeel waaye Bachir Ba bu plateforme acteur ak ñëpp ñoo xam ne tey ñu ngi jàppale syndicat yi yëpp ñuy jàppale baykat yi Sénégal. plateforme boobu lu ñu ko tuddee turam est-ce que génne nañ benn tur boo xam ne jox nañ ko léegi. waaw ñu ngi ciy liggéey. mënaguñ wax bii mooy bi officiel mais jàppal ne plateforme daal ñu ko compose ay acteurs lañ ak i syndicat. ay acteurs doone acteur mooy ñan exactement acteur ku mel ni tey Cheikh Ndiaye Bombali nga xam ne xëy na amagul kuréel. maanaam baykat waaw baykat ñoo xam ne xàmmee nañ leen lool ñu diiñ am fulla ak fayda. di kaasal baykat yi guddeeg bëccëg lekkuñu naanuñu. ak ñi nga xam ne ay syndicat lañ ko mel ni Pay Keba Soxna nga xam ne ñoom ñoo yor syndicat baykat ak sàmmkat ak maraichers ñu leen di def nga jël tey Pa Tamsir Ndiaye nga xam ne moom moo yor syndicat kuréelu bépp baykat Sénégal noonu la ko tuddee. nga jël Ibrahima Badiane ñëpp xam nañ ko ci bassin arachidier bi moo Cheikh Tidiane Cissé ñooñu ñoo composé ak Aar Sunu Moomeel ñoo composé plateforme boobu la tey. Bachir boobu plateforme force paysanne. force paysanne am na borom mais. toute façon jàppal ne daal plateforme bi ñu ko composé ñooñu la. ñu xam ne yàgg nañ di sonn pour di kaasal baykat yi ren ñu gisante waxtaan xam ne nag la l'heure est grave très grave même dara mënuñu ci génn lu booloo. def forcing wane ne wax dëgg yàlla baykat bi dafa war a gis boppam ci li muy liggéey su ma ñëwee ci sa laaj nag wax dëgg yàlla dañ toll foo xam ne ay at yi at dañuy tax xam lu baykat parce que yàgg na fi nag xëy na jamono yi passé rek dama toog déglu waxtaanu Maam Baye bu yaatu déglu tamit beneen kilifa mu waxtaan ma déglu fa la Youssou Ndour maral bi métti na boo composé jafe-jafe yooyu ak bañ ko wéyee na mu yàggee nga xam ne kon baykat bi dañ maanaam dafa yàgg ñu koy nottal di ko nax ci loolu nag ren mu rawati ci parce que bu fekkee ne daaw ñoom bi ñuy génnee waa Sénégal avant ñuy génne seen 210 yi dañ taxoon na leen ren bu leen fi génnee 210 soo leen fi génnee 210 doo leen am gerte ñu def ko ci même jour bi ñu def ay déclaration conférence de presse point de presse wax waaye wóyuwuñ ñu continuer ñu forcer ñi yàlla dogal ñoom ñuy joxe ay seen statistiques yooyu def wane na ñi ngi baax la ñuy def noonu ñun ñu continuer di dem di sensibiliser baykat bi ci mu xam dëgg lan mooy gerte ak li nga moom boo ko jaayee bu baaxee dëgg ni nga ko war a jaayee li nga ci war a am ak boo ko jaayee ci façon bi nga ko doon jaayee loolu nag tax ba nga xam ne bi ren bi mu dellusee xëy na ñoom ñu commencé ñun ci la njëkk a dem waxtaan ñu ne defaat plateforme première bi mooy suñu gerte jarul 210 ci boobu la ñuy def 250 maa njëkk a taxaw ma ne gerte du jar 250 ci at mi ren tamit ñu insister ci ñoom it ñu insister di continuer ci loolu nag ñu gis ne tey boo demee fu mel ni Kër Madiabel ak yeneen dëkk yi mel noonu yëpp nit ñi dañuy bénéficier bu baax a baax ci gerte bi mooy ñi nga xam ne dañuy xooli di jaayaat ñuy exporter ak ñi nga xam ne sax dañuy évaluer yeeg yooyu la loolu nag su fekkee dafa am ñu xool gis campagne bi ñu mu démarré ñun tamit ak suñu liggéey ñun ñëpp ñu gis ne mu ngi am solo bu baax baykat bi di ci gis boppam ñuy jënd 350 amoon na fi ci départ bi boo demoon ba Touba amoon na fi 350 ay 380 nangam yooyu yëpp am fi suñu demee ba ci biir ñu def benn système bu mel ni bi ñu def léegi nga xam ne da day ndoog am te bu ko laal seen façon la bu xaw a doy waar façon boobu nag bi ñu ko defee ñu gis ne léegi ñi doon jënd ñëpp taxaw nañu ñi doon jënd ci secteur yëpp koo dem dafa taxaw ñii naan amuñu xaalis ñi naan noo gerte gi dina wàcc mu am ñenn ñu comploté ak waa Sonacos pour que bëgg a wàññi prix bi maanaam ci seen 250 di pexe bu ñu def rek ba am ko ba tax ñu ne am na sax ay acteurs yu ñu waxal ak yooyu bokk na ci li gënoon tax ñun acteurs yi ak système bi yëpp ñu ànd ñun ñi nga xam ne xëy na xàmme nañu ci côté boobu la ñu ne ñun waxtaanuñ ak kenn ci prix bi wàññeeku pour baykat bi gën a lottu déedéet suñu pexe mooy baykat bi di gën a gis boppam fu mu toll ci li nga xam ne moo ko liggéey parce que nag mbay ñun ñëpp xam nañ ne dafa métti kon la fi woon dafay wonneeku léegi nag am na lu fi xewoon dañuy fexe mu jógee fi parce que am na lu fi xewoon mooy nit ñi bu ñu bayaan ba neen wàcc dañuy tiim seen gerte yi am ay bon impayé wala nga teg sa gerte doo am foo ko jaayee jë wala ma sàmba ma dem ñëw jël sa gerte doo xam nooy def ba jot ci yor sa xaalis di la dawaloo nga koy gis léegi nag loolu moo fi jeex ñu ne tey baykat yi ñooy xamal seen bopp ñooy bokk ci fii ñuy décider ñooy waxtaanandoo ak ñoom mbir mi doon benn ñu xam bu fekkee négocier loo xam ne li ñuy wax bopp du yenu mais xam na lu bët attan buñ ci yeggee danañ leen baal loolu la waaye ñoom deetuñ tëjooti rek ci seen biir di def lu leen neex di ko yéen bopp baykat bi. mais léegi actuellement lan ngeen di dund fu ngeen toll. ñëwul ma si loolu en résumé. ndax affaire yi dañuy toj si biir mais en résumé tënkal ma actuellement. yéen a jaay wala jaayu li ñuy dund mooy campagne bu commencé woon neex ci baykat bi am ñu arrangé wul
ñu ëpp ñu doole teg ay système jaay ñu doole ba campagne bi commencé soppeeku parce que kilo gerte wax naa la 350 matoon na mu demoon ba 300 semaine bii ñu passé nga xam ne ñu ngi woon ci yu xaw a kii demoon na ba 250 su fekkee commencé na di jógaat tuuti rek mooy diggante bii ñu génnaatee ak léegi ci lañ déggaatee 275 jàpp 290 ñu ngi koy commencé déggaat donc mu doon loo xam ne foofu lañ toll ñuy téye oto yi fi doon nekk di liggéey di wër ñi nga xam ne ñoo doon xolli gerte yi yëpp machine yi taxaw système boobu lañ toll fu mu ne nii. monsieur Faye ma ñëw si yow ban tey jii fi ngeen toll est-ce que mën ngeen ko wax si wàllu liggéey bi. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax balaa boobu il faut aussi ñu rappeler tuuti. ne président de la République effort yu mu def. pour ñu am ren mbay bay bu am kii bu toll nii am production bu toll nii ni ñu am nii fu mu nekk nii. ndaxte bi production bi actuellement xam ngeen ko. 1,8 million tonnes. Ah, mais c'est pas définitif, hein? Bon, prévision, enfin, ni prévision. Non, en fait, pas prévision. Moi, non, man, dama wax ne prévision, moi, avant la campagne de commencer. Oui. Bob le, ba lañ def prévision ne. Donc, pour yow, fi mu nekk natt nañu ba xam exactement. xam nga dëkk aussi dafa am lu ñuy wax dafa am yoon. dafa am ay services yoo xam ne mooy service assermenté service yoo xam ne. ñoom bu ñu nee lii la rek ñun si loolu rek lañ mën tënku. yu mën si yenn service d'AFSA par exemple wala ministère de l'agriculture. waaw DRDR ñoom ñëpp. les services statistiques war nañ ne que ren production bi 1,8 million tonnes officiellement loolu la ministre wax donc ñun si loolu rek lañ mën tënku. lu indi 1,8 million tonnes yooyu mooy que président de la République quand même balaa campagne balaa nawet di tàmbale. dafa def effort yu bëri dugal ko si mbay. 40 milliards la woon mu indi ko yokk si 20 milliards mu nekk 60 milliards yoo xam ne dugal na ko si mbay bi. donc tey bu ñu ko dugalee loolu si mbay bi pour yokk subventionner semence yi. subventionner intrants yi de manière globale mais matériel agricole bi aussi président de la République jàpp si bu baax pour que producteurs yi mën a am mbay bu baax yàlla indi nawet bu baax tamit ba yàlla def ren ñu am 1,8 million tonnes de production arachide bi ñu amee 1,8 million tonnes production arachide yooyu léegi nag ñu ne nañ ñëw si wàllu commercialisation bi campagne bi ubbi daaw nañu fàttaliku ñun ñëpp ne daaw 210 la woon te dañuy fàttaliku tamit ne prix bi dafay évoluer jóge na fi 150 162 175 extra ba daaw 210 ren président de la République ak acteurs yi ñu waxtaan ba yokk prix bi yóbbu ko ba 250 augmentation boo xam ne musul am loolu lépp pour jàppale baykat yi te ñu fàttali tamit ne bi président de la République fixé loolu bi ñu nee prix bi loolu la te Sénat bi nga xam ne que mooy def proposition ministère de l'agriculture ministère de l'agriculture yóbbu proposition au conseil des ministres Sénat boobu ñoom ñi muy wax ni acteurs yi ñu ngi si acteurs yi en tout cas yi bëgg nekk acteurs officiels yi nga xam ne baykatu gerte dëgg lañ ñu ngi si biir foofu acteurs yi ñi nga xam ne que effectivement ñu ngi si wàllu gerte bi muy exploitateurs yi ñu ngi foofu donc bi ñuy fixé prix bi ñoom ñëpp ñun ñëpp acteurs yi muy producteur di opérateur di huilier di exploitateur ñun ñoo composé Sénat ñun ñëpp ñoo fixéndoo prix bi nga xam ne que mooy 250 ñun ñëpp ñu d'accord si te bi ñu fixé prix bi amul benn acteur bu taxaw mu ne man kat d'accord ma si prix bi ñëpp a si kontaan parce que dañ ne lii kat lu baax la parce que jóge nañ 210 ñëw nañ 250 mu nekk acteurs yi yu salué loolu mu dem ba si biir ñu gis yenn tolof-tolof yi pas yenn tolof tey bu ñu nee tey prix bi dafa yeggoon 350 Bassirou prix bi mosul yegg 350 ay acteurs ñoo ko yóbbu 350 mais prix officiel bi nga xam ne. yow prix officiel ngay wax. non man je parle du prix officiel c'est comme tel 250 je parle du prix officiel. Oui, maintenant lan moo tax nit ñi mënuñu tënku si prix officiel boobu tey bu amee ñoo xam ne dañuy tënku si prix officiel ñoo xam ne duñu si tënku loolu day poser problème day dérégler secteur bi. waaw mais attends dégg naa li nga wax. mais foofu du fekkee dafa am dérèglement. foofu la mais la faute à qui. waaw mais justement parce que xam nga attends dama lay relancer. parce que tey jii dafa am ñoo xam ne dañ leen bàyyi nuy jaay ñoo xam ne seen heure jënd jotagul. mais moo tax. du loolu la ñu wax waaw moo tax ma ne dafa am ñoo xam ne. dama ne du loolu la ñu wax. non waaw moo tax ma ne dafa am ñoo xam ne. waaw mais kan moo waroon dégg régler. xam nga tey régler kii bi parce que commercialisation bi quand même gouvernement bi da soo war teg bëtam. ak mi ngi si teg bët mi ngi koy. waaw mais lu tax jubbanti wu ñi nga xam ne ñoo dem di jaay 300 bàyyi leen ba. waaw xam nga loolu état bi bu ñuy commencé toog ñu def acteurs yi dañu ne nañu xaar ñooy départandoo ñooy yeggandoo waru am asymétrie d'information waru am pëccoxoo warul am njëkkante si mbir mi bu ñu fixé prix bi ñu ne prix bi kat lii la acteurs yi bu nekk opérateurs yi ñu dem si ay points de collecte waa COPEGA yi def noonu producteurs yi def noonu waa exportateurs ñëpp ñu def noonu ba huiliers def noonu yaakaar naa ne problème du am mais problème bi fu mu nekk mooy ñi nga xam ne dañu nekk si biir secteur bi te teguwuñu si sart yi nga xam ne que moom la ñu tëral parce que loolu dafa yomb trop nga teg sa ñu teg sart yow nga ne man du ma respecté sart yi. waaw loolu moom maintenant nag état bi nag expliqué ma naka la ñuy
non tey li si benn exemple rek mooy pourquoi ñu fixé prix bi à 250 ni li mooy prix officiel. mu am ñu jéggaani prix boobu dem di jëndee 320 wala 350. mais loolu kenn terewu ko. mais non justement nag. loolu c'est-à-dire attends. c'est-à-dire lan la ñu wax di dañ ni état de fiscalité 250. mooy kenn mënul jaay. mooy prix plancher mooy prix plancher kenn mënul jaay lu yées. waaye ko am tam loo xam ne mën nga ko jaay lu mag. du fekkee ni dégg ngeen ko moo tax ñun amuñu problème. kooku nagu nan ko. moo tax ñun amuñu problème ñoom ñoo am problème moom mi lu mu wax léegi nii ñoom ñoo am problème parce que bu nee prix bi dañ ko yóbbu 350 am bay accuser ay acteurs et puis buy nekk toogee di waxtaan Sénégalais tamit dafa baax bu ñuy wax ñu wax ne diw moo ko def mais accuser nii globalement rek dafay xaw a indi lënt si xel nit ñi donc tey booy accuser ay acteurs ne acteurs ñooy négocier ak Sonacos il joue dafay lu leer lay def Sonacos démembrement état la. waaw mais kon si waxtaan bi doon waxtaan am na yoo xam ne peut-être si dina dem si biir quoi mais léegi nu yem rek si li nga xam ne moom lañu posé question bi na ngeen dundee tey yéen nit bi ñëw si loolu maintenant ni ñu ko dundee parce que dañu perdre tout. waaw c'est ça mais bon maintenant il fallait un peu expliquer tout ça maintenant ni ñu koy dundee mooy tey gis nañ ne que le marché campagne bi dafa xaw a marché argentine seen campagne nu mu demee si gàttal voilà suñu campagne mi ngi dem ni mu war a demee parce que li war Sonacos mooy dem wuti koppar ñëw teg pour que gerte li ñu ko indi si gerte mu jënd ko loolu Sonacos def na ko fi ñu si toll tey actuellement tey ñu ngi si 8900 tonnes environ lañ toll tey loolu du nekk loo xam ne doy na pour Sonacos pour rek fonctionner usine ni ñu koy gisee muy doxee nii war nañu yokk rythme bi ba am production ba am en tout cas collecte bu baax boo xam ne Sonacos moom la soxla pour mën a faire fonctionner les usines parce que bu usines yi fonctionner dina permettre nga maintenir ay emploi mais dina permettre aussi ay doomu Sénégal yoo xam ne même bu dul si usine lañ nekk si yeneen secteur lañ nekk dinañ si liggéey gis seen bopp bu baax donc moo tax fu mu nekk nii ñun dañ ne campagne bi mi ngi dem li si am solo mooy ñeenti acteurs yi si ne mooy producteur ki nga xam ne mooy baykat laa wax de wax ma ñiy wër plateau yi di wax ne ay baykat lañ te xamuñ sax fu am ñu benn mètre carré tool amuñu ko baykat yi laa wax baykat yooyu ak opérateurs yi nga xam ne que ñooy dem di jëli gerte gi si baykat yi pour di ko indi huiliers yi ak exportateurs yi nga xam ne tamit ñoom si biir système bi si lañ bokk di si jouer rôle bu am solo ak huiliers yi nga xam ne tamit ñu ngi si nekk di jouer rôle bu am solo ñeenti acteurs yooyu laa wax ne dañu war a toog ku si nekk mën na gis wàllam mën na gis boppam si mbay si jëndum gerte bi musuñu compte ay ñoo xam dañu ne ay exportateurs lañ parce que économie loolu moo koy doxal si bu ñu amee 1,8 million tonnes ñu ne kat semence lañu njëkk a réglé semence yi nañ ko sécuriser ñu sécuriser semence yi ñu ne beneen bi mooy huiliers yi la lañ soxla pour defar suñu tissu industriel parce que tey bu président la bi jàppalee ba ñu am production bu baax li si topp mooy ñu defar tissu industriel bi bu ñu satisfaire demande besoin tissu industriel bi ñu ne léegi nag consommation locale bi lan la baaween yéeg saween yéeg ñeneen extra ñi bëgg def gerte caaf ak tegalee ñu def ko léegi daal bu ñu paree si loolu na maintenant ñu ne exportateurs yi maintenant nag lii nañu ko exporté waaw léegi daal ñëw parce que am na yoo xam ne ñoo ngi siy sori bon bëggoon naa xam rek actuellement donc yéen ngi si 8000 et quelque ak yu demee noonu actuellement def naa seen kii bu Louga bi moom moo def près de 7000 ay 6000 waaw c'est normal parce que Louga moom ça marche moom actuellement ça marche alhamdulilah mais ñëpp dañuy def ruer vers un peu le bassin arachidier bi fa la waaw bassin boobu moom mooy fi nga xam ne moom tey jii moom mooy mbir mu xam ma naka doon koy waxate encore bon ma ñëw si suñu beneen invité bi moom tam beneen Fayeen la Fayeen yi moom mu tardé moom xam ma rek lu tax moom nu sopp tardé moom te pourtant sànq bi ma woon di ma wax mi ngi si beneen bu leen jaar si beneen bi beneen daf leen sonal voilà monsieur Faye nu ñëwaat tuuti si waxtaan bi leen lay laaj dana bëgg a xam yéen tey jii lu ngeen di dunde li nga xam ne mooy tàmbali njaayum gerte gi. waaw monsieur Sall maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokk Fayeen bi ak ñi ma fi fekk ñëpp. di nuyu auditeurs Sud FM yëpp. tey jéggalu nag ci tarde bi. xam nga Dakar moom jamono yi dafa xaw a xat lool. waaw dafa xat moom. te ma yaakaaroon peut-être ne émission bi 7h30 la 19h30. ah bàyyi leen li ngeen wax loolu ma xaw a sànni nga ñëw fii yéen mais maa ngi ciy jéggalu quand même. donc fi may waxee mooy campagne bi ni ñu koy dundee actuellement nii. jafe-jafe lañ ci gën a am fi mu toll nii ñun exportateurs yi parce que. principalement Copega parce que tey jii boo xoolee y a beaucoup de dilatoires ci campagne yu ren bi parce que ministre bi mënul taxaw à la télé ubbi campagne bi le 23 novembre nous sommes aujourd'hui le 23 décembre un mois après ñun mënuñu génne benn graine d'arachide. yéen ñan. ñun exportateurs yi Copega. mën leen génne. benn doomu gerte génnagul. ki parle ku wax exportation nag wax génn gerte. génn gerte waaw. bi ñu ubbee campagne bi le 23 ñoom xamuñu nan lañ def ba dajale xaalis pour dugg ci campagne. ñu exportateurs ay hommes d'affaires lañ. waaw mais kooku seen yoon nekku si de. waaw d'accord moo tax nag dañoo waroon sóoraale balaa blocus bi am parce que ñun dañu contracté ay
crédit c'est au niveau de nos banques hypothéquer suñuy kër def suñuy montage financier contracté ak suñuy partenaires chinois am ay contrat en bonne et due forme yu am ay délai de livraison et tout te ñu ngi ko basé ci waxu ministre bi mu ubbee campagne bi le 23 ñun dafa ubbi campagne bi ñu dem campagne dem jënd gerte stocké suñu centre de réception ak suñuy dépôt ba mu fees ba amatuñ fu ñu def gerte léegi nag yëf yi dafa war a tourner wul lépp a ngi taxaw c'est le statu quo mu nekk. lu ko taxawal parce que état bi ubbiwul exportation yi. waaw mais ubbiwul exportation bi mooy kenn bàyyiwul leen ngeen yónnee seen gerte. waaw loolu muy. waaw léegi man leen laa la bëgg laaj yéen temps bi nga xamee ni yéen a ngi waxtaan ak ministère yu demee nag yooyu ba nu d'accord si ubbi ba nu ubbi mais temps boobu xanaa ñoom xamuñu que yéen seen gerte dafa war génn. lu mësul xew moo xew ren mooy li ma lay wax xam nga lu bees la loo xam ne kenn mënu ko expliquer. kenn xamul lan mooy ubbi campagne ba pare teg ci ay restrictions te waxook nit ñi dara lu leer mooy li am. mais est-ce que yéen ngeen touché ministre bi pour loolu. nekk ngeen waxtaanee bien évidemment def nañ ay réunion ay coordination yu bari. mais li ma la wax rek ci campagne ren y a beaucoup de dilatoire commission bi day réunir commission bi day daje buñ ñu waxoon loolu kon ñun duñ lancé wu ci campagne dañuy xaar ba lépp pare bañ na pare nañ pour exporter ñu soog a lancé wu ci campagne bi mais doo ubbi campagne bu ñu ne ubbi nañ campagne naturellement ni muy demee at yi yëpp dañuy jàpp ne bu ñu ubbee campagne ñun dañuy jënd gerte yóbbu mu dem. ñëppay dugg ci liggéey bi ñëppay dugg ci liggéey bi mais ñu ubbi campagne ba pare nag soog a tëgg ay lël ne dañuy organiser dañuy gis fii lii gis fee lee gis fee léegi nag ñu indil ñu blocus boo xam ne jafe-jafe dëgg la ñu indil ci moment bi nga xam ne li ci gën a garaaw le 23 ba le 23 ça fait un mois gerte gi ñu stocké mi ngi commencé détériorer mi ngi yàqu. Magasins yi fees na conditions de stockage ñëpp xam nañ ne au Sénégal nous avons des conditions de stockage qui sont assez limitées bu dul dara tey protocole d'accord bi nga xam ne moo régir ñaari gouvernement yi le gouvernement chinois et sénégalais ñëpp xam nañ ne volet aflatoxine bi daf ci am doole mais gerte gi nga jal ci naaj bi jal ko ci ay dépôt dans des conditions de stockage yoo xam ne demewul noonu heure bi aflatoxine bi day yéeg ba pare gerte gi di perdre poids loolu yëpp mu nekk ay pertes énormes yoo xam ne ñun exportateurs ñu ngi koy engranger actuellement. waaw attends léegi ñoom wax ngeen leen loolu xam nañ ko. ils sont au courant. wax nañ leen lépp jotaguñu réponse. répondre ñu. yéen itam relancé wu leen pour wax leen. ci lañ dëkk. ah si ngeen dëkk. ci lañ dëkk samedi passé rek def nañ benn point de presse lors de notre réunion ci suñu siège fële Copega tey la ñuy soog a jot benn circulaire boo xam ne ba tey it ci circulaire bi waxul kañ la exportation yi di démarrer. lu leen wax circulaire bi dañuy fixer conditions yeeg naka la ñuy exporter ak nii la ñuy. lu leen wax naka la ñuy exporter non c'est-à-dire circulaire boo xam ne la sax. waaw mosul ñu suuti rek c'est-à-dire. non li ma lay wax maanaam auditeurs yi xam naka ñuy exporter. circulaire bi dañu indi léegi yu bees yu bari. parce que tey laa ko jotaan je l'ai pas parcouru. waaw wax li ci gën a am importance grande ligne yi. mooy ne ren par exemple empotage du am au niveau de Dakar. loolu empotage mooy lan. maanaam par exemple oto yi doon teg gerte jóge ci. biir dëkk bi jóge Saalum wala Touba. ñëw Dakar ñu koy déposé ci ICD loolu du am. lu tax ñoom loolu lañ nee nañ c'est pour mieux contrôler la filière. effectivement loolu ñun duñ déranger ñun exportateur parce que boo xoolee protocole bi yépp dañuy wax ne centre de réception ba pare joxe ay dimensions sax ñi nga xam ne dépôt yi moo xam ne moom la ñu war a respecter ñun loolu déranger wuñu loolu donc dañ ko matérialiser ren dindi empotage au niveau de Dakar sinon li des yëpp du fi lu bees xanaa ay dabaatal yu bees la mais ba tey parcourir gu ma ko nag carrément parce que je viens de le recevoir. waaw. mais xam naa ne bëri na ay galgal ak i gàllankoor te ba tey ñun li ñu gën a frustré daal mooy ba fi may wax ak yow ñun xamuñu kañ la ñuy génne suñu gerte alors que ñu ngi ko jal toog di ko xaar suñu fonds yi jeex na mënatuñoo jënd li indi coow li yëpp mooy ne ñun mënatuñoo jënd parce que ñëpp gerte xam nañ ne gerte revolving la dafay tourner boo amee 5 milliards def ko ci gerte gi mais génnul naka ngay mën a jëndaate. waaw mais yow xanaa xamuloo woon loi bi nga xam ni dañ ko wax te nu ni loi boobu dafa ni yéen. bala ngay jënd gerte da ngay di nekk ba nu àgg si excédent maanaam du fekkee ne dana am 1 million 800 million bi du demee ba pare ngeen commencé jënd gerte. non loolu moom mosuñu ko appliquer fii ci Sénégal. waaw attends non dama ne xam nga loi kooku du loi la. ne dañuy egg ci. ma ni nee nu excédent duñ fa àggee su ngeen di dogay mën a am droit exporter kooku doo xam ngeen que yéen ñii di exporter. ça n'a jamais été le cas. fii ci Sénégal loolu kenn waxu leen ko. ba kenn mësuñu koo wax. ah mais kooku gaasoo naa ko si la dernière fois. non xam nga ñoom ñu ngi koy wax non laisse-moi terminer s'il vous plaît monsieur Faye. attends oui. loi boobu ñuy wax kenn mësuñu koo wax. parce que fii bu ñu nee pré campagne ñëppay duggandoo campagne exportation yi commencé. ak ku mu mënti nekk ak ku mu mënti ne mosul am. il ne faut pas se voiler la face. loi la. non xam nga loolu yëpp bu ñu waxee loolu tam am na beneen loi bu fi taxaw bi organiser commercialisation bi. oui waxul waxu excédent.
boo demee référé wu ci texte ministère du commerce nga génn loi ak décret il n'a jamais été question d' excédent mosuñu koo wax et puis bu ñu nee excédent bi ñëw na naturellement parce que moom ministre moo annoncé production 1,8 million tonnes mais tey jii 1,8 million tonnes bu huiliers yi jëlee. comme ni ñu koy waxee semenciers yi jël consommation locale jël lu mu gàtt dina desaat 1 million de tonnes nu ñu koy def. non déedéet à réserve personnelle yi da nga ko see calculer. réserve yooyu ñuy wax yëpp xam nga c'est des chiffres et des calculs yoo xam ne ci calcul ak chiffre la yem rek. parce que boo xoolee ay la yëwoon li ñu war a def d'emblée mooy xool réellement sax déjà ci annonce production bi rek fa la problème bi commencé. non bul dugg si production bi continuer. waaw d'accord donc tey jii su fekkee parce que panique bi am. ba tax ñu bloqué exportation yi moo ma jaaxal. on a 1,8 million tonnes ça couvre largement les besoins de tout un chacun. normalement ouais. waaye léegi lan moo indi nag panique bi am cacophonie bi donc y a beaucoup de non-dits ci exportation ren bi. attendez xoolal bu leen di waaw du leen neexee gaa ngeen posé question mais ñàkkul ni question bi nga posé ñàkkul ni xam nga ko léegi damay laaj Bassirou Ba kii dafa ne moom panique bi am ak problème bi am loolu mën ko comprendre yow lan moo see sa xalaat. waaw dafa neex a xam nga Moussa Faye dafa wax léegi mooy Ahmed dafa wax sànq ne. xoolal obligé wu nga dafay réew si moment du fekkee ni yéen am na lu ngeen di dund mën nga jaare foofu. non mais tontu bu mu ngi ñëwaale ci li Moussa Faye wax. voilà parce que wax na dëgg ñun dañuy remercier gërëm bu baax nag président de la république parce que dañu doon am ci jiwu li ñuy wax 40 milliards ren mu tegal ñu ci 20 muy 60 effectivement ci këyit ci dégg waaw mais si terrain bi Moussa Faye loolu daf ci amul. te man mii di wax ak yow ñun dañoo wër fu ne gëstu lañ bët wax naa ko ba ñëpp xam ko. ba ma demee wala bi ñu demee boobu fi nga xam ne mooy région Kaffrine région Kaolack région Fatick fu ne point bu ne ñu dem dama la wax ne suñu wër boobu lim ñu njëkk indil mooy déjà li am mooy jiwu amul Sénégal. li ñu wooyee jiwu xoolal continuer ci affaire njaay mi ndax duñu duggee si jiwu moom. dama koy leer parce que bu woolee dafa gërëm président jiwu amul li ama ko bon baaxul. ñi des opérateurs yi waxoon am nañu jiw ci xaalis lañ joxe dama koy lancer bu jiw amul la moo indi production. maa ngi ñëw loolu maa ngi ci ñëw attends produit bas pardon une seconde dama leen ko ñaan du fekkee kenn dafay wax ku nekk daa am sa tentante noté leen rek du kenn day wax. parce que auditeurs yi déglu ak officiels yi déglu tam dañu bëgg ñoom tam nu am temps déglu comprendre. kuy wax rek may leen ko yéen ñëpp daa ngeen wax. ok léegi jiw ma lay expliquer lenn li baaxul doyul parce que ay kilo ngeen di joxe li ngeen tuddee jiw di jiwu matul li ci des mooy opérateur yi waxoon ne am nañu jiwu doy tabaax ay xaalis la ñuy jox man maa la ko wax te maa oote point de presse foo xam ne ñëpp ma wër ay chef de village ku ci ñëwul chef de village da ngaa yónni sa ndaw ma toog foo xam ne fi ma toog boo xoolee sama ginnaaw néegu ñax bu xar moo fa nekk ma ne leen ñii nii toog ñoom ñëpp xaalis lañ jot ay dëkk-dëkk ba ma lim ñetti communes yoo xam ne la fa dugg ci xaalis moo ëpp da ngay gis chef de village bu dem war moto ñu ngi may déglu nii war moto dem ci seen commission bi jëli ji lu mat 29 tonnes def ko ci poos ñëw 29 tonnes nga toog ci kaw bëtu te loolu dama ko wax président bu ko déggul tamit ay conseil am wala ay nitam war nañ ko dégg kon da ngeen di arrêté di expliquer naan président bu joxee 60 milliards tam milliards yooyu du jiwu ci baykat bi. ñun ñoo ne saa si fii ci côté boobu léegi pour wax la le fait que ñu expliquer tey li Moussa Faye bii wax problème bi panique beeg yëpp man d'accord naa man ngeen bàyyi ñi exporter ak ñëpp ñu jënd 800 000 tonnes yi kese 1 million yi ngeen wax ne am na man maay def campagne contre wax baykat yi ñu bàyyi 1 million yi pour Sonacos su fekkee loolu am na yéen a gën a xam ne 1 million 800 ñorut Sénégal. waaw mais parce que on est si commercialisation bi. waaw mais dama laaj xam nga li indi panique bi. c'est parce que buñ ne 1 million 800 ñor na fi tey ñii di exporter ak ñeneen huiliers yi war a jënd ñi leen di poñe di leen bloqué ça veut dire que xam nañ ne 1 million 800 bi ñoru fi. yow léegi bon question bi danañ leen bàyyi ñu. bon d'accord mais question bi mu lay posé léegi. comme ni waxee ñoom lu tax xamuñu ko léegi ñoom bloqué nañu. léegi gis nañu Sonacos commencé na di jënd. yow blocage boobu ak Sonacos commencé di jënd. non ñoom sax dañu leer wax nañ tam Sonacos c'est une société nationale. xam nga attendez mooy posé question bi dafa nekk société nationale. donc société nationale du toog rek di xoole war nañ ko may moom tam mu am ay jiw. puisque sànq kii mi ngi doon wax sax ay affaire kii amul lu mu tudd ci encore di wax ci accident de nuit kii gi dem ak yooyu danañ ko war may moom tam mu am pardon mu am graine boo xam ne daf koy triturer parce que taxaw na pour jënd loolu tax li ñu wax leer na loolu tax léegi ñu arrêté li nga xam ne moo doon exportation yi. def naa loolu lañ wax. xam nga jafe-jafe bi ñun ñoo ko bokkale ñun ak Moussa Faye bii parce que ñoom bu ñu leen bloqué ñi war a exporté wuñu deetuñ jëndaat
parce que waaw mais loolu lu mu leen mën gaañe yéen. le fait que nu may Sonacos par exemple moom mu daal di ñëw léegi jënd graine daal di teg naka la leen mën gaañe. li ñu mën a gaañee mooy. bu fekkee kii exporté dafay jënd. huilier bi di jënd keneen ak keneen ñëw ñi ko bëgg day bari prix bi day mën a yokk parce que xëccoo lay doon. mais su fekkee da nga def sa système boole kii exporté ci façon bu ne moo xam da nga fexe ba ay conteneur am di ci jot moo xam da nga fexe ba du ko mën a génn parce que da nga téye système bi. moo xam yi mu joxe circulaire yi ñuy joxe. si tey camion jëndee fenn bu fekkee jëmul Sonacos ñu nekk di ko kale ay amande ak lu nekk di ci am di tardeel loolu bu fekkee day am bolakaas la ba nga xam ne ki doon jënd deetul am fitu jëndaat ki jëndoon te jëmul Sonacos daa amaat fitu jënd te loolu moo waral tey waa COPEGA lii ñu def nii. am na nag fu ñu wuutee man ak ñoom bu dul woon loolu bañ defee conférence de presse foofu laay woowee Habib mais Habib dama ko déglu fii nii mu ci seen confrontation bi si defam di def mu ne moom ak waa Sonacos xam nga yaa ma tuumaal léegi moom ak waa Sonacos ñu ngi waxtaan pour fexe ba prix bi dem ci 175 170 côté boobu nga xam ne baykat bi 175 275 waaw dama juum waaw 275 ba nga xam ne baykat bi dina gis boppam nee na ñoom ñu gis seen bopp Sonacos gis seen bopp man dama bokk ci nga xam ne feeg bëgg kilo gerte bi di jël 10 000 francs ca ñooña lay far maanaam baykat bi. waaw kon loolu moo ma tàqale ak Habib mais kon dama koy woo ci saa si parce que li ñu wax nii lu ci bëri ñoo ko bokkale parce que moom bu amee sens pour mën a jënd di exporter keneen moromam di ko def keneen di ko def huilier yi di ko def gerte bi day dox normal te gis nga bokkuñu ñun ci acteurs yi nga xam ne dañuy toog ci plateau de télé yi di dem comme ni nga ko waxee dañoo judd ci bay ñu ngénte ñu xaalis bay ñu tumu rànke lool. waaw mais Bas Bas du yegg si. bay bu baree bari. amul ci Bas dégg nga ma posé benn question. yow léegi yaa ngi wax gerte gi du demee ba 10 000 kooku loolu moom day indi ànd ak moom. mais gerte gi. moom ñëpp xam nañ ne am na fu mu war yem. parce que gerte gi itam ku ko jënd da nga koy jaay. te ña ngi koy jaay itam dañ koy nal. ñëpp xam nañ bitim réew na daan jaayee. te bitim réew seen prix ñoom ñoo koy fixé. am na foo xam ne xam nga doo ko weesoo doo mën kii. doo mën jënd gerte seen prix. loolu tax sa nga daan dégg suñu ay yenn débat ñun dañu mos di wax ni. fii ñi nga xam ne ñoo ko seq. mbirum jaay bi. nanu fexe ba ñoom ñëpp nu yëwanante. ba ku nekk li nga si war a am nga am ka. ça fait que ñi nga xam ne ñoom tam dañuy jënd diwlin daanu mën a am loo xam ni. ñu exploité ñoom tam niveau national ak sous régional. pour di fa mën di jaay diwlin comme ça nu am plus boo xam ni. daanu mën di sédd waxuma rek sax baykat bi mais opérateur bi sax ak keneen mais du fekkee dafa am léegi gàllankoor bitim réew xam nga bon temps boobu prix gerte gi il faut que mu am fu mu yem waaw mais xam nga yëf yi mu ngi commencé si fii nga xam ne ñoom ñooy seeñaa bi ñu toogee di décider prix boobule moom lay wooye bu fa acteurs yi ñuy wooye acteur nekkoon waaw ñëpp acteur kii nee na ñëpp ñoo ngi fa waxam la ah mais non attends suñu wax waaw attends gisoo plateforme bii ma nekk dama ne tey plateforme mooy wax plateforme bu ma nekk amul kenn ci ñun ku reconnaître Sénégal waaw mais est-ce que yéen da ngeen inscrire pour Sénégal mais plateforme informelle non attends y a même pas le nom déedéet monsieur Faye ah nu moo tudd plateforme waaw monsieur Faye may man maay posé question yi def leen naan bu leen yàq débat yi may leen tuuti rek maa ngi ñëw si yow non dama ni Sénégal xam nga Sénégal CCPA yàgg na fa waaw cadre bu les producteurs d'arachide bu kii la bu ñoom Sidi Ba ak ñoom ancien président d'honneur Niass ñoom yàgg nañ fa te ñoom daawoon nañ di teew si waxtaan yooyu bon léegi itam am na plateforme boo xam ne mi ngi tourné autour de ñoom Aliou Dia Ablaye Arouna Kane les 3P et cetera donc am na ay baykat yoo xam ne ñoo ngi fa toog bon ñeneen ñi nga xam dañu bëgg itam gaa Sénégal ñoom lan la am habitude di ko wax dañuy wax ñun su buntu dañ ko ubbi koo xam ni da nga nekk baykat te bëgg bokk doo nekkee mbootaay amul dara lu lay tere yéen du ngeen fa bëggee dugg tey da ngeen fay dugg waaw man de yaakaar il faut faire la demande c'est tout yaakaar naa bëgg a dugg kenn mënu leen ko tere de yaakaar naa bëgg a dugg weesuwul nga doon ndaw ngeen créer seen kuréel bés jot ku ci nekk ka nga xalaat ne war nga ko jox këyit parce que dañuy am ci kenn jox ko loxo jox këyit boobu le numéro téléphone mu ngi ci adresse email mu ngi fa boo waree fax nit ki foo war a def mu ngi fa amul benn réponse SMS amu fa loolu nit bu respectueux pour man nekk ci benn comme yu mel ni Sénégal wala Sonacos sax fu mu mën a doon soo tontul nit ki da nga ko tëjal buntam maintenant dafa yomb toog ci micro ak télé di ratatati di expliquer yu mel noonu la mais ñun fi ñu war a jaar di joxe ay kuréel ñu ngi koy def ñoom ñoo defut li ñu war a def. waaw mais est-ce que sollicité ngeen leen pour war na ni da ngeen bëgg a bokk kooku tam am na ay démarches yu ngeen war def. mais dafa mun a weesu ñu ne fii mooy Sénégal ay ndaw di waxtaanee mbiru mbay. waaw mais mën nañu xëy wax leen mais seulement bindal seen kayit nga dem nga daal dana bëgg bokk Sénégal ba xam lu lay wax rek def ko rek jeex na tàkk. xam nga mbaa dégg nga li ma wax. dégg naa li nga wax kay. bind kayit joxe nga wax
pour nooy amee sa kuréel joxe këyit nit di def ay activité wuyu la loo bëgg tegaat leneen kooku bu ne la boo ñëwee ñu boole da koy wax day wax te xëy na du ñàkk ñoo xam ne wax nañ leen def nañ lu ne ñoo xam ne bu ñuy prix bi ñu koy fixé dañ ko nëbbu ren ñaari date la woon première date bi dañ ko dafa fomm jàppuñu prix bi deuxième bi kenn yëgu ko te ay baykat lañ koy nëbbu ñi ngay tudd fii di leen tuddee ay baykat moom la waroon tudd ne ñooy nitu plateau gis nga dama la bëgg expliquer pour ñu avancer bu fekkoon ñooñu tey ay baykat lañu duñ jël benn ni ñu jëlee seen kilogramme 250 bii nii ci li nga xam ne mooy dëwlin di ko jëlee déedéet su doon baykat moo fa nekk danaan la tey bu dee damaa am suuf maa moom sama suuf bu dee awma suuf maa luye suuf damaa ruuj fay raadu ma ñu dëkkil ma sama gerte bi tracteur bi jaar fi ñu def ko nga pare nga ne damaa jënd hectare bu ci nekk ñaar fukki. mais ñoom Seydou Ba ay baykat nanu. non waxuma kii baykat la kële du baykat. ah si moom nga doon wax léegi. non man ci seen dama leen ne bu ñuy décider bu dee baykat mooy décider nii lay décider prix gerte bi mais du dem naan la boo demee ci ordre mondial xaw ma kilogramme bi lii lay doon ñaari kilo ngay am pour mën a def kii litre dawlin nii nga ko jiyee dañoo tudd ràkkel dañoo tudd xoltu yi yemuñ ci ñooñu ñu dàq exporter juste li ñuy def yëpp pour galgal pour fexe ñoom ñuy exporter di jox ñeneen ñi mais dañ gën a xam baykat bi kan mooy kii ñoom seen pexe mooy fexe faagaagal ñii koppi gaaw ak gaa yi yëpp loolu mooy seen pexe ba ñoom ñu tegal ñu benn distance bu dëgër ñun ak ñi exporter pour ñoom Sonacos tey doon benn centre lañ bëgg a doon de nekkatul ak pour ñëw fii di transfert di def la de centre lañ bëgg a doon bokk ne lépp luy ñoree Sénégal ci ñoom lay jaar ñu soor a xool ñun lañ koy tànn pour jaayee ko pexe boobu la gars yi di nekk lépp lu ñuy nas yow yaakaar nga ne loolu ñoom mën nañu def mais loolu lañ bëgg effectivement yow da nga foog ne dafa yomb yow da nga foog ne tey lu tax tey ñun ñu takku dëgër di créer tey benn plateforme nga foog ne du dañoo xam li gars yi di nas benn centre lañ bëgg tey ñii coppi gars yi yëpp bu ñu yeboo ñu ñëw ñu xool baykat bi gis ci boppam lañ bëgg ñoom bu leen wóoree na mën na ci gis ñoo ñu ànd xeexandoo ñun ñëpp man dama tàllal loxo ñëpp képp koo xam ne da nga bëgg ki prix gerte bi di gën a yokk dama la tàllal loxo mais ñi nga xam ne ñooy Sonacos bu ñu leen toppee ëllëg ñaari at ci kanam kenn du jaay kur Sonacos te ñoom duñ ko nal parce que amuñu ay machine amuñu matériel amuñu dara dañ bëgg a doon ay businessman di yóbbu di jaay ji. bon ñuy liggéey businessman moom ñiy liggéey si gerte gi yëpp businessman mais attends non mais sauf non du ma la may pamata may ma non sauf si ñii nga xam ne tey mooy ñoom Moussa Faye bii mais ñi sax ay business la ñuy def de mais attends dañ leen fi teg benn usine la ñu teg leen fii bi Sonacos di exporté boobu yow commencé ko béykat loolu laa bëgg nga xam parce que kon juddoo gu ma woon parce que man bi ma juddoo laa commencé bay dama bëgg a wax non fa sa temps jeexagul non Sonacos daf fi ñëw c'est parce que gerte daan ñëw duñ am nuñ ko jaayee mu fi des ñi nag Sonacos nañ ko jël pour muy transporter nga xam ne bu transporter gerte bi dawlin bi dina fi am ñu am karité am saabu am chocolat am leneen nit ñi ngeen fexe def produit bu normal nit ñi di gis seen bopp ngeen fexe ñun ndaw yi dëkk bi ñu am lu ñu liggéey waaye am aussi ñi nga xam ne ñooy état tamit ñuy fexe di lekk ci li Sonacos di def seen dawlin baax am qualité ngeen fexe di ko transporter moom dawlin beeg yooyu mais doo leen nekk fi transporté wu leen jëndoo leen machine bëgg a jën fi benn doon centre boo xam ne yéen a dàq jaay yéen a dàq jaay ci waaye international ba pare bëgg na kenn du fi jaay waaw parce que yaa ngi anticiper si loo xam ne accès wuñ si yooyu ay pàcc la bu wax yëpp mu jeex may fàttali mbokk auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission waar yi li ma doon waxee ni gerte gi moom du jógee rek moom gaañu moom siddi di moom jóg moom may fàttali mbokk auditeurs yi du fekkee ni bu ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 88 628 98 ñaari yoon dal leen tuuti rek comme ça waxtaan bi gën neex léegi ñu ñëw si Sonacos seulement tam danaa wax leen waxtaan bi tam bu leen ko jéem rek viré si Sonacos kot parce que dafa am ñeneen COPEGA mi ngi fi yow tam yaa ngi fi xëy na sax COPEGA moom sax waroon na ñëw toog bon léegi yow dégg nga ñoom li ñu wax du fekkee d'abord bala may ñëw question am nga loo répondre si li nga xam ne moom lañ wax loolu laa doon éviter pour ñu bañ ko def yëf Sonacos gi non mbirum jaay moom dafa yaatu moom yu bari mi ngi si biir xam nga man lu may njëkk wax mooy xam nga li tubaab bi wax confusionniste ñoom Bassirou ñi ay confusionniste la. waaw mais xool bu individualisé. non individuel ñoom la ñoom. ñooy ñan merci yéen nag. non dafay indi wax loo tax ma parce que bu nee tey non dafa nànk attends pardon xaaral rek non déglu ma non dama bëgg. dafa accusé waaw maa ngi ñëw xoolal déglu ma dama bëgg débat bi jaar si yoon. xam nga doo déggee léegi ma la wax bu di individualisé doo ko defee dafay tontu. non individualisé non moom. may leen ma jël kii nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum mbokk mi. Baye Makhtar allo. Baye Makhtar. waaw. ñoo ngi siyaare bu baax.
sëñ bi da nga tudd ak fooy wootee. boo man a Cheikh Ndiaye Bombali. man a Cheikh Ndiaye. allo. waxuma ko. man a Cheikh waaw. kooka na. Cheikh Ndiaye Bombali. Cheikh Ndiaye Bombali ñoo ngi lay déglu. waaw ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax. ñoo ngi lay delloo ziar. di siyaare sëñ Bas moom ak mbokki séeréeram yooyu mu toogal foofu. waaw bul tooñ nag. di ko sant bu baax waaw séeréer yi Bas lan nag comme moom tukkulóor la kañ ay séeréeram la. ay séeréeram. waaw ñoo ngi leen di siyaare tukkulóor mooy seen jaam li. waaw di sant Bas nag bu baax ci démarche bi fan yi lool wax dëgg yàlla sant nañ ko nag bu loolu jàllee ñu di la xamal ni ñoom monsieur Faye moom dafa yey boppam ci kaw yi wax ndax lim yeyee mooy da nga koo laaj ministre bi wala ñoom fan lan baase ba wax ne gerte gi mat na 1,8 tonnes joxu la benn réponse même ministre bi bin ko laajee réponse bi mu joxe mooy lim taw 51 ba tey mosu koo taw loolu du réponse seen der yooyu yi ñuy wax da ngay bay ba far mango doo gis kenn kooku lan la mën a joxe lan moo ñor ci gerte. deuxième fois ñoom li ñu ñor na bu dee ñor na te ñoom li ñuy consommé ak li ñuy importé lépp du war a passé 1 million tonnes comme ñoom booba rek lan waroon a bàyyi waa COPEC googu ñu liggéey seenub liggéey ndax wax nañ ni desit am na ba pare. ndax yow comme nee nga 1,8 tonnes mat na jërëtul nga naa léegi da ngay arrêté ba desit am ndax desit am na ci li nga wax yow bu dee am na. kon ñoom foofu lañ jëkk a def kii loolu la Bas di wax ci seeñaatam seeñaa googu même jërul jéem a sàkku naa dama fiy dugg wala dara. seeñaa moom tas ko lan war a def ndax li tax ñu war koo tas ñaari at a ngi nii yow daaw defaral nañ leen 210 ñu échec ba mujj mu jaañ fara moo taxaw ñu am na promotion 300 francs pendant 1 mois ku ñëwul day dellu ci 210 yi kooku kon xam nga échec nga ñëwati def ren 250 mënatoo am gerte loolu échecaat la kon xam nga ni ña fa nekk baykat nekk lu ñu fay baykat léegi nag ñun dugg sa palaat dugg seeñaa ak ñàkk dugg seeñaa lañ yemale ñun fi mu ne nii même bu doon sama jëmm jii ak keneen kuréel gu mën a doon itam ñun dañoo taxaw si ni gerte gii ñoo ko moom ñoo koy jënd loolu monsieur Faye wax ni état dafa effort ci mbay mi weddiwuñu ko mais effort bi ñun gisuñu ko ndax fii may waxee yow daaw bi ñu defee 40 milliards ci mbay mi man fukki kilo juróom-ñett laa aman ren bi ñu ci yokkee 20 milliards muy 60 milliards wàññil nan ma ñaari kilo ma am fukki kilo juróom benn ba ma waxee ministre bi dama ni Kaffrine lan ëpp yaakaar te circulation boobu ci engrais bi lañ koy def ma ne ko engrais bi moom comme ñëwagul maa ngi xaar ba mu ñëw engrais bi bañ koy séddale ñun suñu dëkk weer ak lan ñu jox muy benn tonne tonne engrais bi gerte ñu ngi aman 16 carré 176 carré biñ ko séddoo bu ku ne jëlee 13 kilos engrais ngay am yu gerte bu dugub bi buñ ko séddoo ku ne 9 kilos ngay am kon léegi effort bu président bi def na ko wóor ni moom feneen la jëm mais jëmul ci ñun état nag dara mënu koo réer bu ubbi woon ay carneem groupe protecteur yi mu jox gerteem ak chef religieux yi mu ko jox ak politiciens yi na dem seeti ñooñe dem leen force ñëw leen jaay ma gerte ndax 265 laa leen jaayal ñun ñu jënde woon téeméer suñ kilo ki ak gerte ji ko juróomi weer bay ko mu bàyyi noog suñ fago fu nu neex ñu jaay fa suñ gerte lii mooy wax ji leneen lu wax mbayum noor la rek da ngay guddal mbay waaye doo am dara ñun dañoo jaayul gerte jaayaluñ jiwu defaluñu dara leen situation ne muy xaalis bi dem ci mbay mi dañ koo gisul dañoo liibar ñoo jëndali suñ bopp kilo téeméer bay ko juróomi weer loolu neex la ñuy jaayee suñ ko mënul nan denc suñuy bagage ba dem lijjanti jaay suñuy bëy wala suñuy ginaar dund si ba kere gerte yi neex am ñu jaay ko waaye wallaay wasim ku ma déggal doo jaay loolu sa mbay jërëjëf sëñ Basiir ñoo ngi lay siyaare débat bi moom noonu dong la comme gars yi moom fi mu ne dañoo bëgg a fexe ba lekk na si làmmañ nañ ko bañ te topp suñ kuréel yi di leen sensibiliser dem ci àll bi comme nañ defar kera wax ak baykat yi lu leer baykat yi doonatu ñuy dox ku jàngul woon itam fi mu ne am nga doom ji jàng am nga doom ji lu ne mi nga koy jàng lu la riir lu ne mën na la koo wax mën na laa leeral lii dox ci jamono kenn mënatuñoo nax feeñaa nag du dara ay mag ñoo xam ne dimanche sax dematuñu ko tool ñoo ko ne di fontoon yi sa xel daal incha allah Serigne Cheikh jërëjëf léegi ñu dellu soit rapidement ak monsieur Faye Sonacos. waaw li ma si doon wax rek mooy que gis nga man dama bëgg rek ngeen ñëw si explication mais bu leen individualisé dafa ci moo tax dafa yàq débat bi moo tax dama bëgg ñu dal parce que ñi déglu aussi ay borom xel sànq ba tey loolu laa leen di wax waaw moom laa bëgg ba pare ensuite beneen bi mooy dama bëgg ñu xam ne muy acteur ñeenti acteurs yi ma fi tudd ñu sekk bay bi kenn du si ay noonu ñun bu affaire bi yëpp jeexee coow li jeex ñu ñooy des Sénégal donc ku fi gàddu xeexu jàmbur boo xeex ba nga foog ne que yow yaa nekk si dëgg ba nga yaakaar ne que boo amee ndam keneen que day daanu yaa ngi nax sa bopp. ñëwal ndaxte ñun ñëpp ñoo si bokk yem. acteurs yi wax naa ko moom mii yàgg nañ def nañu plateau bu yàggul nee naa ne fii amul
contre kii wala ànd ak kële ñun ñëpp nañu xam ne que filière bi secteur arachide ñun ñëpp ko bokk tey bu ñu nee ñoom ne amul 1,8 million tonnes. waaw non débat boobu nañu wax wax non nañu wax ne ñaata tonnes moo am man loolu laa bëgg c'est-à-dire boo ma nee service ministère de l'agriculture 1,8 million tonnes la ñu wax ne moo am yow nga ne amul da nga naan ñaata moo am. mais doo ne amul rek yamul foofu te ba pare te doo am avancement. d'accord avancé. beneen bi mooy lu ñu wax si affaire gerte gi plateforme yi pourquoi ñu bloqué ko exportation loolu nga ma laaj. exportation yi COPEGA encore une fois acteur la COPEGA dans son ensemble acteur la bu responsable parce que fi ñuy décider prix COPEGA dafay toog CENIA COPEGA est membre si fi ñuy décider prix tey bu état bi ne production bu amee nañ jël semence parce que olof danaan lu fa jiwu jugu fa. lu fa jiwu jeexul jugu fa. mais bis bu fa jiwu jeexee bu fa jiwu ba jeexee muy mais loolu doo fa amati moo tax état bi ne nañu teg li nga xam ne mooy semence ba pare ñu sécuriser semence yi bu ñu paree si semence yi ñu ne comme dañu am benn processus bu cohérent boo xam ne président rek moom la teg ne après production bu baax na ñëw si industrialisation nañu fexe ba suñu industrie yi am lu ñu fonctionné industrie yi loolu du Sonacos kese am na yeneen industrie yi fa nekk moo tey bu ñu nee que li ñu bay industrie yi mënuñu ko nal loolu ñàkk xam secteur bi la lépp lu ñu bay Sénégal si gerte industrie yi mën nañu ko nal dafa fekk nekk du Sonacos du rek loo xam ne dañ ko war a jël ñu teg ko ne industrie lañu jël lépp. mais ma ñëw tuuti. leneen yaa ngi sa industrie dafa am benn kii. salaamaaleykum mbokk mi allo. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. waaw Baye Muxtaar. waaw kooku na. ci de Instant Ndiaye lañ koy wax dafa tay ba Mbaye di gannaaw ko ma jëmee. waaw Instant Ndiaye ñoo ngi lay déglu. mu leen di ndokkeel bu baax a baax di nuyu seen invité yooyu. waaw ñoo ngi lay ndeelu. di nuyu moom bu baax a baax. ci laaj monsieur Faye na ko ñun 60 milliards yi mu wax ne moom la état bi def ci mbay mi fan la féetee. ñun de man de ren maa ngi jënd gerte jiwu kilo 1000 francs laa jëndee kemb kilo 1000 francs laa jëndee kemb ma jënd engrais 11000 francs ba pare nag wala di ko topp ko ñeenti weer wala juróomi weer soo ko bayee ba nee wàcc na ñu la dafa koy jaay lu manqué 300 francs wala 400 francs même boo ko jaay 400 francs jëndoo ci ñun liñ daj ci mbay bi ñoo xamal suñu bopp. jël ay surga ñu lay liggéeyal nga yàgg say doom nga jël ay frais yu bëri teg ko ci ba pare wëlbatiku bu ko jaay bu ko basarde man bala maa dee ñu naan bu usine bi liggéey dana am ay doomi sénégalais yu ci liggéey béykat yi duñu ay doomi sénégalais béykat yi ñoo koo sotee tey pourcentage bi nekk ci xàll bi di bay foofu la nekk ci usine bi di liggéey te ñun dañ yor ay doom di leen jàngal di leen faj di leen def lu nekk dañoo di bàyyi xel bu baax a baax gis nga li xam solo mooy am réew boo koy tabax da ngay seet bu nekk la nga xam ne moo cay kenn ku ne la cay sa wàll ñu jëm ko caate teg ko ci condition yu baax a baax ñun mën nañu produire su fekkee say production bi nee na ñoom mën na 1,5 million tonnes bu fekkee mën na nañ kenn ku nekk jënd ñoom nañ jënd suñu bëggee ci gerte nañ jënd bu baax ci baykat yi jox leen ay cër ñu mën a liggéey waaye nekk fa di wax rek ñoom ñooy nekk ci seen bureau yi def ay estimation yoo xam ne même bu dee estimation yi réel na bu ñu amee ba pare lan lay jëriñ su fekkee 1,5 million man la ko koy nam ñoom nañ jënd nañ bay ñeneen ñuy jënd ñu wax ci gerte gi ñu perte ko mu def nañ ubbi frontière yi nit ñi liggéey jërëjëf ñëpp nekk lañ ci jàmm. jërëjëf sëñ bi waaw léegi dama la bëggoon poser benn question bala ngay dellu soit si foofu si xam nga yaa ngi ko dégg muy wax du fekkee ni 1,5 million tonnes am na. 800 000 bon nañu bàyyi nit ñi ñu liggéey ndax loolu dana nekk loo xam ni tey jii lu bari la. xam nga. waaw lan moo waral Sonacos bon mënagul actuellement ba tey jii daal di am gerte gi mu kii est-ce que nekkul prix bi mu proposé moom lu non Sonacos proposé wul prix. non prix bi mu bëgg jënd laa bëgg wax. Sonacos li may wax sànq rek Sonacos structure bu légal la bu jaar yoon. Sonacos amul ay financement extérieur occulte Sonacos financement yu muy am financement yu leer la ñu xam nañ fan la Sonacos di jëlee financement bu état bi ne fixé nañ prix tey bu neexoon Sonacos mu ne 500 francs laay jëndee marché bi yàqu Sonacos bu newoon 1000 francs laay jëndee marché bi yàqu ñoom li ñuy fa foog du loolu bu état bi ne nañ jënd gerte bi prix bi nangam condition yi moo tax ñu koy jënd Sonacos dafay lu tënku ci condition yi. waaw mais yéen daaw gerte gi jënd ngeen ko lu ëpp 250. Sonacos loolu fa laa bëgg a jëm si Sonacos du jëndee 250 pile 250 dañu naan prix au producteur la. te xam nga Sénégal système carreau usine moo fiy dox. carreau usine mooy Sonacos warul dem ba ci producteur bi di jënd gerte dafa am ñu nekk ci diggante bi ñuy wax opérateur ñooñu ñooy dem jël gerte gi
transporter ko ñëw ba si usine yi ba si seko yi versé ko wàcce foofu gerte gi. mu jëndee ko 276 mu jëndee ko 276,5. voilà loolu la ko doon jëndee. ba démb. ba si démb si altine mu yokk si 50. ñu waxtaan ak yenn acteurs yi ñu gis ne parce que lu moo tax li may wax rek sànq acteurs yi ku si nekk. waaye ñëwal rek. waaw fa laa jëm temps bi dafay yàgg. non fa laa jëm si loolu nga waxoon dama la accusé de acteurs yi ngay wax nii. continuer raison bi xaaral acteurs yi mu waxtaan ay acteurs yi xam ne secteur bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. yenn acteurs amul benn acteur boo xam ne dama gis génne bàyyi beneen acteur ñëpp xam ne ñu toog ne ñu ne kat ñun ak secteur bi ñoo ko bokk donc nañu toog ñu waxtaan bu ñu waxtaanee nañu fexe Sonacos yokk prime contrairement à li mu doon wax naa dañuy wàññi prix. pardon wax ma yan acteurs ñoo toogoon bi ñuy wax def waxtaan boobu. bi ñuy mais acteurs yi ñuy wax mais acteurs yëpp Sonacos acteurs yëpp la toogal boo xoolee ñoom Sonacos génnee opérateurs yi FONAPS teel Sonacos toogal toog naag COPEGA toog naag acteurs yi formels yi nga xam ba pare yëgale yokk bi yan acteurs ñoo fi ne di wax te formé lu formel mooy yéen wax nga ko yéen ñi formé lu yéen ñi amagul sax tour plateforme yéen a formé lu mais ñun dañu am ay kuréel am ay récépissé yu allo non loolu affaire non mais dañu yor ay kuréel am na kuy woote pardon allo waaw Sud FM. waaw Sud FM la sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Mor Loum Ndiayane Bagano. Mbor ñoo ngi lay déglu. ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax di rafetlu bataay boobu. jërëjëf. xam naa boobu léegi ñu ngi insisté dugg sax waaye dafa xaw a jafe. waaw xam na jafe tuuti moom. ñu ngi leen di nuyu yéen ñu ngi wër plateau bi yëpp rawatina Tukulóoru Baay. jërëjëf. ñu gën koo xam ci monsieur Ba. jërëjëf. di rafetlu jotaay bi rek. xanaa di wax ne man de Sénégal fi mu nekk nii sëñ bi dama ko xàmmeetul. baykat li mu daj ci mbayam. ba fi mu koy indee ci këram suñ la ko waxoon nga ne déedéet. marché bi jamono bi ñuy jënd jiwu rek kilo gerte mu ngi doon jar 900 francs kemm 1000 francs nga jënd ko ñëw indi ko yàlla ji taw nga topp ko yaag moom ba indi ko di ko jaay ñu dem ba gis ku ci mën 300 ñu ne la bankal sa loxo du ko fi jaree. Sénégal waaw mais kan ma wax loolu. sëñ bi kan ma wax bankal sa loxo du fi jar 300. ah mu ngi ci diggante Sonacos ak état. waaw mais non attends damay laajte xam nga man damay laajte rek dama ni. man dama déggul fu ñu waxee bankal sa loxo 300 du fi jar loolu tax ma lay laaj fu kan moo ko wax dama bëgg xam ko wax loolu. déggule li ma la wax man baykat laa mënumaa jaay kilo gerte 300 maa ngi taaj sama gerte man kay làmbatuuma li may wax kon. waaw kan moo wax loolu laa xamul amul ko. mu ngi ci diggante état ak Sonacos ñoom la. système bi moo ko wax ñoom la. lu yàqu ci mbay mi état Sonacos opérateur yi ñoom kese ñoo ko yàq lu ñuy wax lu ne rek lu ñu dugal ci seen poche yi la te réew mi li ci ne yëpp kenn mënu ko wax parce que boo toogee tey ñu naan la force paysanne xanaa force sa poche kenn du ci wax loo xam ne dina jëriñ baykat yi lépp lu ñuy wax seen bopp lañ koy waxal lépp lu ñuy def ci seen poche lañ koy def amul leneen lu ñuy waxal ñu toog bëgg a yàq suñu gerte dama ne tey réseau Sénégal li ko daggee oriental ba Kaolack ñëpp dañoo waroon a wàcc baari tali bi soxlawu sax ñuy xaar autorisation parce que dañuy font xanaa ñun bokkuñ ci réew mi. si ngeen bokk kañ. ñun dañoo bokk ci réew mi wala lan yow kan nga dégg muy kaasal baykat. gis nga góor soosu. kaas bi nag yéen a koy defal seen bopp moom. ñun Sénégal xamu ban Sénégal lañ nekk xanaa ñun dañoo bokk ci réew mi wala lan la. si ngeen bokk de. wala ñun dañuy fontoo xanaa yow war nga xam ne yow fi nga toog noonu sax bu mbay mi doxul foofu du dox. tey jii fii may wax ak yow nii xaalis su mbay laa jël dugal sama 2500 francs crédit pour mën laa jot su ma bàyyitoon loolu mën naa ko. bu ñu fontu nañ bàyyi suuf te et puis ñoom buñ ne gerte gi boo demee fu mel ni Côte d'Ivoire wax nañ ne gerte gi mu ngi fay jar téeméer ak ñaar fukk ci prix engrais bi détail bi mu ngi ci 1200. Guinée bii gën a dee gerte gaa ngi ci kilo bi taxaw na ci téeméer ñun ñu ne fii dugub bi jaree 3. waaw jërëjëf mbokk moomu si intervention mais gaaw rapidement suñu temps mi ngay jeex léegi 20h jot na te COPEGA war na. waxagul yow yaa jeexal la fi. waaw léegi il faut que ñuy dem léegi par question parce que du loolu du sotti quoi donc question yooyu nga tënk da ngay dem rapidement nga répondre si question yi mais bul individualiser nag. débat yi mu nekk échange verbal non sànq yaa ko def non da ngay continuer rek répondre si question yi. xam nga waxtaan man dama bëgg. waaw mais bul di non da ñëw rek répondre si question yi comme ça mu gën gaaw parce que yow tam bu fàtte ni am nga loo war a wax. xam nga dañuy interpréter non man débat man ñëw ma fii pour xuloo wala pour. waaw ñëwal temps ngeen. xaaral ma expliqué rek sëñ Baye. non xam naa li ngay wax man kay maa la gën bëgg li ngay wax. moo tax ma ne dañuy waxtaan bu amee aussi ay mots yoo ay wax. non c'est pas la peine man depuis début ba léegi maa ngi bu leen koy individualiser. maintenant non lu muy wax mooy acteurs yi encore une fois fii amul indexé boo gisee ni ñuy waxee indexé nit c'est parce que am na yeneen nekk si ginnaaw. waaw donc sànq yow wax nga ni bi ngeen dajee. ak ñi ngeen dajal si ngeen d'accord que léegi dañ ne na Sonacos def effort yokk
parce que Sonacos dafa yem si état bi di wax ñu ne Sonacos def effort yokk contrairement à la ñuy wax. Sonacos si la yokk 8 francs yi mu nekk 285. si la ko yokk ñu ne léegi nag nañu mais. donc ñoo ñoo donc waxtaan bi ñoo ko proposé Sonacos pour mu yokk na acteurs yëpp d'accord ne bu ñu defee 285 ñëpp dinañ si gis seen bopp. comité de suivi bi nga xam ne que mi ngi am di suivi campagne bi bu ministère de l'agriculture di organiser le directeur cabinet di ko présider comité boobu ñu ne kat ñun nañu xaar bu ñëpp d'accord amul lenn loo xam ne ministère wala keneen dina ko imposer baykat dañ ni bu ñëpp d'accord kuréel yëpp bu ñu d'accord ni prix bi lañuy appliquer ñu appliquer prix boobu. et di rafetlu bu baax aussi taxawaayu structure yooyu mais loolu c'est normal que tey COPEGA ñu xam ne am nañ secteur baa ngi am problème ñu ne kat war nañ toog ak Sonacos COPEGA ñëw toog ak Sonacos loolu c'est normal ñu ne kat FENOFC problème am na ni ñëw toog ñu waxtaan c'est normal paysans yi producteurs yi problème am ñu leen toog ñu waxtaan parce que secteur encore une fois suñu secteur ñu ñëpp. COPEGA bokkoon na si waxtaan bi ngeen doon yokkee. bien sûr parce que structure formelle structure bu jaar yoon la. waaw d'accord loolu moo tax tey fu mu nekk nii gis nga problème gerte bi man amul problème ñun en tout cas Sonacos dafa ne ak état bi amul. waaw mais léegi waaw xool nu avance tuuti bàyyi rek il faut que ñu tëb yenn bu état bi ne prix plancher. waaw mooy mën nañ jaayee ba lu leen neex. waaw loolu waxoon nañu ko bàyyi yow wax ko ba yow sànq nga dellu si nga ne déet gerte gi warul yegg benn prix. tey waaw voilà parce que xam nga yi ngay expliquer doo ko dee continuer bon du jeex. théorie boobu bon gaa ñi xam nañ ko quoi. waaw léegi li ma bëgg laaj tey ji lan moo seen lan moo mooy tey ji bon seen problème yéen ba mën leen tey ji am gerte. parce que dafa mel parce que dafa mel ne ñi nga xam tey ji ñooy jaay gerte gi ñoom dañ taxaw lëkkaloo ni ñun suñu gerte duñ ko jaay Sonacos si prix bii. waaw mais bu leen neexee xam nga ñoom ñoo bay seen gerte. waaw lan moo tax loolu. waaw mais non ñun xamuñu. xamu leen parce que tey ñoom bu ñu waxalee yàlla rek. am na ñu nekk seen ginnaaw di leen financer pour ñu jaay gerte chinois yi ñoo nekk seen ginnaaw di leen financer. waaw mais kooku kañ d'accord kooku kañ il faut nga wuti financement. ñun dañ ne musuñu bañ ne que war na am ñu jóge bitim réew ñu jël si gerte ñun musuñu ko bañ. musuñu bañ non kooku état Sénégal moom moo ko def. musuñu bañ tamit ne am na ay doomu Sénégal yoo xam ne exportation mooy seen liggéey. xam nga yéen sax Sonacos am leen droit bañ loolu ndax kooku état Sénégal moo ko def loolu. moo tax ma ne la ñun bañuñu loolu moo tax ñoom bu ñu bëggee indexé Sonacos ne Sonacos mooy bloqué affaire mais loolu amul loolu moo amul. bon d'accord yow léegi est-ce que am na benn question boobu bëggoon répondre ko. Sonacos mooy bloqué. non bàyyi ko mu ñëw. xam nga parce que wax confusionniste. mais non mais Diagne Fada moo toog ne waaw may leen ko daaw dafa amaat dafa jaxasoon te danañ ko régler moom la ñuy amuñu gerte ils sont financés par des chinois financement occulte la ñu am di ñëw bëgg yàqu secteur gratuit. ñooñu la yéen seen genre yi toog fi Dakar dox. maintenant waaw monsieur Faye non may nu yéen fi ngeen nekk déjà moom mooy accusé moom mooy tooñ bas bàyyi ko moom mooy accusé moom mooy tooñ waaw monsieur Faye yéen tam non suñu plateau bëggul yi non moo tax bas parce que confusionniste la moom confusion non bàyyi yow tam li ngay wax donc si plateau bi non yow da nga mun tooñ da ngay wax loo xam ne dara wóoru ci nit gratuitement waaw may leen nu continuer waaye xam nga nag ñun débat yoo xam ni dafay indi ay xuloo ak ay waxante kooku moom bëgguñu ko moom dimbal leen seen ngir yàlla loo tax sànq ba léegi ma leen di wax ni du ngeen di wax bu leen di individualiser parce que doo individualiser kooku dafay répondre réponse boobu am lu ñu njëriñ waaw bàyyi ñu waaw ñoo ngi ñëw bu ñu nee Sonacos rek dañuy def erreur. waaw may ñu ñëw. non mën nga répondre rek. mais je réponds ñëw techniquement rek. ñu réponse technique non parce que aussi. waaw mais waaw xool monsieur Faye. monsieur Faye parce que yaay kilifa moo tax monsieur Faye may na toujours ñu ñëw temps baa ngay jeex man question temps bi sax moo gën préoccupé. ma ñëw si COPEGA. voilà COPEGA yéen donc yéen bokkoon ngeen si comme ni ko monsieur Faye waxee bokkoon ngeen si réunion bi nga xam ni si la ñu toog ba daal di waxtaan ba Sonacos mën yokk 8. waaw foofu li ma fay leeral mooy 8,5 ba tey jii nous d'accord si loolu. non attention foofu li ma fay leeral mooy ñun dañu dem ci réunion bu sur invitation directeur Sonacos. waaw moo ñu invité pour ñu ñëw waxtaan ci prix gerte gi. ba mu demee am na lu mu wax loo xam ne d'accord nañ ci lii d'accord nañ ci. boo xoolee tey ji gerte gi xam nga marché moom le marché il est libre ñun COPEGA jëluñu engagement ne ko dañuy jënd gerte gi 285 francs proposition ngeen def. on n'a jamais pris cet engagement là parce que le problème qui se pose mais marché bi fi mu nekk nii itam sama doomu baay bi monsieur Faye Amath il faut aussi ñu waxante dëgg Sonacos boo xoolee depuis 3 ans yëpp gerte gi ngeen jënd yëpp da ngeen ko jaayat exportateur ñu exporté ko à 90%. la preuve ba fi may wax ak yow ren ni gerte gi génn actuellement Sénégal gerte Sonacos la gerte daaw bu ngeen jaay la. léegi mën naa tontu si loolu. xaaral ma àggale sànq ba tey vous monopolisez la parole laisse-moi m'exprimer. non parce que dafa wax loo xam ne waaw may ko mu ñëw daa agsi. xam nga kañ moom doo bëggee sax mën naa tontu si loolu moom. ay la yëwoon yéen kenn mënul. mën leen jënd 28 000 tonnes ba pare bëgg engagé ay nit ñu ko may fay donc il faut que ngeen koy jaay loolu ngeen jox. je suis tout à fait d'accord. loolu ci réunion Sénat bi monsieur Faye man wax naa ko. il y avait Sidi Mbaye Dièye je pense là-bas
nee naa ko ñun contre ñu ngeen def métier bi ñuy def su fekkee ne loolu mooy indi survie wu société bi parce que Sonacos société nationale boo xam ñun ñëpp ñoo ci bokk mais fi mu nekk nii li may bëgg a wax daal mooy quand on descend sur un terrain il faut accepter les règles du jeu comme que ñun nag dañuy jënd di xolli di exporter bu ngeen wàccee ci terrain bi tam góorgóorlu leen ngeen def le prix du marché parce que avant campagne da ngeen di annoncé ne yor ngeen ay milliards te buñ campagne yi du ngeen mën a jënd doomu gerte donc war ngeen xoolaat seen système naka ngeen di def ba am gerte dem ci système contractualisation ak producteurs yi comme ni ko ñëpp di defee su ko defee bu boobaa donc xëy na dina tane pour ngeen am gerte mais fekk mi ngi demee nii Sonacos du mos a am gerte fi ñuy tourné nag mooy tooñ gàllankoor ñeneen ñi pour ngeen am gerte li am actuellement parce que il faut pas se voiler la face bu ñu ubbil exportation bëgg Sonacos am gerte tax alors que démarré nañ campagne bi officiellement depuis le 23 ñun ñu jël suñu alal dugal ko ci jënd suñu gerte teg ko kenn autorisé wuñu pour ñu génn ko xamuñu ni ñuy def ak moom mais il ne faut pas dire que ay financement occultisme je suis désolé ça y en a pas. non wax ma yow. non parce que boo waxee parce que tey jii ku ne chinois yi wax COPEGA parce que exportation ñun COPEGA ñoo koy def ay la yëwan kon nag instant bi li ñuy wax rek bëgguñu tey jii Sonacos loru bëgguñu béykat bi loru lépp dañ koy pencoo waxtaane ko mais li am Afrique mooy dañuy mettre la charrue avant les bœufs parce que mënoo lancer quand même démarrage du campagne le 23 ne ubbi nga campagne bi le 23 ba nit ñi dem campagne nga soog a organiser campagne bi y a beaucoup de dilatoires. waaw mais ñun tam au début pourquoi bon peut-être seen xel mënu woon dem si lii. mosuñu ko xam parce que mosul am. waaw mais lii bi ma amee yéen seen riposte dafa mel ni c'est une riposte molle riposte micro la te lii. non c'est une riposte boo xam ne ñu ngi koy def surtout xam nga ñun tam dañuy riposter de façon très réfléchie jarul nekk fii di xuloo di saagante parce que dañ ko seq ak koo xam ne tey jii ay la yowoon moo ñu ëpp doole li mu ñu imposer mënuñu ci dara. duñu fay que suivre muy l'état. ça je le dis haut et fort. waaw may ma jël kii waa ji maa ngi ñëw COPEGA teewal salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man la Ibrahima Badiane. bu bokk ci plateforme boobu waa ji di wax foofu. ban waay. nekk Ba monsieur Ba. waaw avancé nga bokk waaw Ibrahima Badiane ñu ngi lay déglu waaw. waaw xam nga dafa am lu monsieur Faye boobu wax nee na ndax ñun jéem nañu bokk Sénat. bind nañ lettre joxe nañ ay kayit yu wóor ay récépissé ak lépp waaye Sénat def ne képp foo xam ne livré woo Sonacos ci wala ci usines yi lu mot 200 tonnes mënoo ci bokk. kooku si principe bu Sénat yi la bokk. pour bokk Sénat. waaw man ni li nga wax kooku Sénat si ay kiiwam loo am la bokk ak yooyu. critères yi ñu ma tegal. waaw critères yooyu. nee na boo ban béykat mooy jaay 200 tonnes kon kuréel bi du kuréelu béykat beneen bi mooy. dañoo bëgg ñii di mbubboo béykat te dem di wax ku mel ni Aliou Dia wax yi mu wax tey dafa ruslu. waaw Aliou Dia nekk fii de nañ doon ay patriote jël suñu gerte jox ko Sonacos tegu ko fenn moom nag loolu la mën a wax parce que nit ki moom bu la abalee bët fu ko neex ngay xool. waaw mais monsieur Badiane xoolal Aliou Dia bu ko tudd mën nga développer rek puisque nekk si plateau bi dina mën répondre. deuxièmement gis nga sëñ bi li bloqué affaire bi mooy. waaw kañ ñëw si loolu dafa def prix plancher. waaw prix plancher mooy bu la neexee nga jënd lu ko ëpp. waay ñoo kooku fay boobu directeur am Modou Diagne Fada ñëw bugg a def prix fixe. def ne dañoo yokk. waaw mais attends non monsieur Faye bi lan lañ ko yokkal. kon ñii lépp lu ñu mën a wax mooy ñun ñoo moom suñu produit bu ñu gisee lu ñu jaral duñu ko jaay li fi xewoon nag xewi na ay années 70 nga xam ne suñu bàyyi dañu toogoon lépp loolan teg ñu tegu ko léegi ñoom lu ñu xam nañ ko gis nga ñooñu di wax noonu li tax réew mi jaxasoo mooy place professionnel yi amateurs yi ñoo ciy wax moom moo tax mbir mi métti mais ñii ñun ñoo leen gën a xam gerte ñun ñoo leen gën a doon béykat te dinaa directeur am di ñu taxé ay chinois yu xonq mooy chinois bu xonq moom mi nga xam ne. waaw Ibrahima Badiane man laaj la Ibrahima Badiane man laaj la Ibrahima may ma laaj la ma ne li nga wax léegi nii Modou Diagne Fada dafa bëgg def prix fixe mais kooku est-ce que moom am na capacité boobu pour imposer prix fixe marché bi. am na capacité la. ma ne léegi da nga ne Modou Diagne Fada moom dafa bëgg teg prix fixe mais est-ce que Modou Diagne Fada moom mën na teg prix. allo yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. léegi da nga ne Modou Diagne Fada moom dafa bëgg teg prix fixe man la est-ce que Modou Diagne Fada am na maqaama boobu pour teg prix fixe. ci commercialisation waaw mais xam nga réew mi dafa am yoon. mais moom moo gën a télé ne yokk nañ lii léegi waxtaanee nañoo ak acteurs yi. waaw léegi prix bi nga xam ne moom lañ proposé prix consensuel la ko tuddee. waaw nee na mooy 285. 285 nag opérateur bi moo ko moom kon béykat bi lan la ko yokkal. béykat bi jaay 300 nga indi ko ba 250.
loolu moo mënul nekk ñun nag dañu waxtaan ak béykat yi bu fekkee ne ñun du ñu ay béykat. dina ci xam dara dinañ waxtaan ak béykat yi ñu téye gerte gi. ñu xool pexe ba ba ñuy mën a jaay duñ am. waaye yéen bu ngeen téye seen gerte mbaa du yàqu gerte gi denc ko dafa jafe de. gaa koppe gaa neen seen gerte bi mën na yàqu affaire toxine bi si am. xam nañ ñu ñuy traité gerte te mën nañ ko toppatoo mën nañ ut ay partenaires yoo xam ne danañu jox xaalis ñu. waaw man ni du ngeen bëggee itam denc gerte gi waaye seen baykat yi fu ñuy jëlee xaalis bu ñu dundee. ligne bi dëgg na. waaw ligne ba dem na bon ñu continuer très rapidement. donc fi may rebondir daal mooy filière bi pour man nanguwuma exclusion am ci qui que ce soit. waaw dama lay laaj benn question bu allez-y Badiane soulever très rapidement neen Modou Diagne Fada dafa bëgg imposer prix fixe kooku moom mooy lan. bon c'est Modou Diagne Fada donc le directeur de la Sonacos moom dafa proposer prix. dafa ne proposer mën na jënd prix nangam mais du caagi ne da koy imposer li tax ne ñëpp jàppe ko imposer mooy état da cee laxasu parce que ñëpp xam nañ ne bu conteneurs yi génnul exportateurs yi exporté wu ñu prix gerte gi day jaxasoo parce que ki jënd ba amatul lu ni mu jaxasoo mooy coow li prix bi tax bi arrangé béykat yi ñun ñoo koy jënde mooy ñaata ngeen di jaay yéen. ça dépend marché bi mooy conditionné prix waaw mais ñaata ngeen di jaayee laa wax seen ay prix déglu seen ay prix ñaata la yéen. 300 yi moom teg na. teg na yéen actuellement ba tey yéen ngi doon jaay loolu. ñu ngi doon jëndee ba loolu tey yéen ngi kon ne yéen di jënd yéen. non ñun jëndatuñu dañoo taxaw. parce que la ñu jënd. la ñu dégg naa loolu mais tey jii am na benn déclaration bu ma déglu tey jii ay 13h midi si benn rajo yu demee noonu ñu ni ba tey yéen a ngi continuer di jënd. arrêté wu leen non loolu moom waxi kese la ñun amatuñ luñ jëndee. parce que dañoo jënd ba suñuy centre fees suñuy dépôt fees ba pare li ñu jënd mënuñu koo yóbbu ban xaalis la ñuy jëndeeti tey jii coow li ñëw ci suñu mbokku Basiru mi yëpp li ko indi mooy suñu ñàkk jënd. ku mu neex ak ku mu naqari tey jii yàlla dafa def ne export dafa fi am doole te il ne faut pas se voiler la face 2017 bi ñu fi indee taxe bi à l'export fii laa toogoon wax leen ne leen mévente dina am ci marché bi ak saturation ça a été le cas parce que gerte gi ñuy béy Sénégal benn acteur dong mënu koo jël donc il faut ñu. pencoo ko mais actuellement yéen taxe bi fayu leen ko de yéen taxe bi dañ ko répercuté si baykat yi moo koy fay. non déedéet. si déedéet ay loolu déclaré woon bu yàgg. non taxe bi ñu. waaye yéen actuellement ñaata ngeen di jënd gerte kii baykat bi yéen du ngeen day jënd gerte ñaata ngeen koy jox yéen si xaalis yéen kilo. ñun suñu kilo prix bi gën a tuuti 310 la taxe bi waxu taxe ñun taxe bi mu ñëw jënd ay patriote lañ te ci période Covid lañ ne te suñu état yi amuñu doole bañ ñu tegee taxe bi dañoo négocier ak suñu partenaires yi ñuy jaay imposer leen taxe bi teguñu ko béykat yi c'est tout à fait le contraire taxe bi ñun suñu partenaires yi ñuy jaayaat gerte gi ñoo supporter taxe bi pour que ñun suñu état mën a am dara ndax période coronavirus bi xam nañ ne dara doxuñu dem nañ sabab bi ñuy joxe suñu prévisions yi bi ñu toogee ci réunion Sénat bi mën naan suñu exporté 600 000 tonnes l'état gagnera 18 milliards donc ñun taxe bi bañuñu ko parce que marché bi fexe nañ ba mu attan ko imposé nañ ko tam suñuy partenaire bañ nangu koo jël. yéen COPEGA li nga xam ne moom ngeen di jaay wax nga 300 xaw ma 15 yu demee noonu ak yooyu mais kooku par rapport ak yéen li nga xam ne seen gerte moom ngeen koy jaayee fii Chine yéen normalement sax. loolu nag mooy li ñu tiital jamono bi parce que dañoo jënd gerte gi taxawal ko un mois marché bi commencé wàcc. suñu contrat yëpp dafay kaddu fi mu nekk mais wàcc bi mu wàcc. yéen marché bi normalement du fekkee dafa nekk parce que la tendance. elle est baissière. je parle en tant que technicien. non xam naa li nga. xaaral ma wax parce que instant bi boo gisee man la tendance elle est baissière monnaie internationale bi nekk le dollar ñëpp xam nañ ne day chuter. à ne pas en finir. oui mais dafa yéegaat. yéegaatagul de. waaw yéegaatagul mais dafa yéeg xam nga un contrat dafa temps boobu du fekkee. mais un contrat misal dafa am ay clause contrat boo ko gisee dafa am ay délai de livraison te yooyu yëpp bu ci sooxe mun na nekk ay pénalité jëm ci yow mi nga xam ne moom lañ koy jox. te tey dañ dem ba nga xam ne suñu partenaires yi dañoo dubitatif dañu jaaxle c'est le désarroi total ñi ci jotoon yónnee xaalis yónneetuñu dañoo taxaw. xam nañu quand même la situation bi am Sénégal que dafa nekk loo xam ne ça va passer parce que kenn bàyyi quand même toujours situation bi nee na rek dana bëgg. mais ni ñu ko defee nii mais ni ñu ko defee nii c'est inamical te amoon na fi daaw tam. parce que daaw exporté nañ ba le 31 janvier ñu xëy bëreet dóor circulaire na arrêté nañ exportation yi bi ñu arrêté exportation mi ngi fekk suñu dépôt yi fees dell ak gerte fekk suñu conteneurs yi nekk ci biir port bu ñu am ci ay jafe-jafe yoo xam ne ëpp na sax wax ci rajo ñi may déglu moo xam waa ministère ak acteurs yi nekk ci secteur bi xam nañ li may wax ñu tourné waat di dawaat ci ginnaaw ay dérogation
pour mën a yóbbu li nga xam ne moom lañu fi dese. mais benn question daal bëgg pousser mais yi ngeen di wane nii la ay jiixi jaaxaat yu demee ak yooyu dafa mel ni yéen comme yéen ñi ngeen di waxee dañu jékk ba saag mu am ay yenn force occulte yoo xam ne dafa mel na ñii dañu bëgg capter fii wala sax dafa mel ni dañu bëgg yàq. mais mooy li am ban xalaat nga si am yow. parce que mooy li am du sax xalaat wala jiixi jaaxa. parce que ay divergence d'intérêt donc du bonte yi mooy. non du divergence d'intérêt ni mu doon demee mooy tey dafa benn tànk ci 4 points yi monsieur Faye wax léegi dañoo damm tànkam fi mu nekk nii. parce que ubbi nañ campagne ñëpp a ngi jënd. mais tey jii ki ëpp problème ci campagne bi mooy exportateur bi nga xam ne jënd na gerteem te mënu koo yóbbu. baykat bi nag bi nga xam ne mënul jaay na. baykat bi fekk exportateur bi yóbbul gerteem du jaay. wala la muy jaayee wala la muy jaayee du demee noonu. waxuñu nag Sonacos bu mu am gerte on l'a jamais dit mais Sonacos tam tey ñi ngi wax Sonacos jëndul gerte mais Copéol mi ngi jënd. Sonacos xam na ne Copéol mi ngi jënd. ku nekk yaa xam nag nooy toje sa bopp ji ndax ba organiser sa entreprise. wax naa ko ci Sénat. réunion Sénat je l'ai dit à monsieur Dieye ne ko ñun bañu ñu ngeen def métier bi ñu def su fekkee loolu mooy indi survie wu Sonacos bi nga am société nationale la. léegi nag accommodez-vous et trouvez des moyens pour ngeen mën a am gerte. mais fekk yéen a ngi koy régler ci rajo bi. ak ci ay pousse état pour mu koñe kii wala mu koñe kële ça ne marchera pas guerre de position. mais yéen ngeen yaakaar loolu Sonacos mën na ko def. mais mooy li am. tey bu ñu exporté wul tey c'est parce que l'état est très déterminé à ce que la Sonacos ait des graines. waaw mais ko gas c'est normal. mais c'est très normal mais ni ñu ko defee nii nag dafa ñaaw parce que dañ ci dugal forcing bi mooy dañoo jël kenn ki nga xam ne jënd na ba pare ñu bloqué ko xam nga loolu tam problème la. c'est même inamical dans un langage diplomatique je suis patriote nag xëy na yenn kàddu yi warul génn sama kii mais dañ cee toll foo xam ne ñun tey jii suñu fonds yi ñu engagé yépp fitna la ñu indil parce que mënoo jënd sa gerte 1 mois mënoo koo yóbbu nga contacter prêt banque bi di la topp et cetera ak jamono bu métti bii ñu nekk quand même. il faut mais yéen ay milliardaires ngeen war leen yëg loolu la. loolu mooy suñu problème nag xam nga ñun exportateurs yi on nous prend tous pour des milliardaires. coono yi ñuy daj kenn ko ay milliards ngeen di liggéey laa wax. tey jii commerce sax pour te dire indil nañu ay agent suñu centre de réception et dépôt yoo xam ne ñoo leen di fay par mois indil nañ ñu ay agent yu ñuy contrôler ba pare ñun ñoo leen di fay bala ngaa exporter gerte li da ngay ñëw tag bala ngaa xolli environnement ñëw ne la code de l'environnement pollution administrative nga dem fay nga toog commerce ñëw ne la balance dañ koy pensionné dañuy def fii da ngaa war a autorisation da nga war nga fay nga pare caisse de sécurité sociale ñëw nga pare IPRES ñëw nga pare waa commune bi ñëw. IPRES mi ngi si léegi. ñëpp mais gis nga dañ ñu jàppe sax en quelque sorte seen vache laitière. waaw multimilliardaire ngeen gaa. non non seulement multimilliardaire xam nga gerte nag foo milliard la moo xam ne. perte ci moo gën a yomb gañe ci. loolu moom te ñun loolu mooy li ñu daan exportage parce que gerte c'est au kilo. gars yi bu ñuy wax ay 40 milliards ay rek damay jàpp ñun ce qu'on injecte ci secteur bi ak suñu partenaires yi romb na 100 milliards di dem par an bu ñu génnee 400 000 tonnes de graines ça fait pratiquement 200 milliards 200 milliards la te 200 milliards yooyu population yi paysans yi lañ ciy soulager ay la yoon nag ay hommes d'affaires lañ dañ ciy gis suñu bopp loolu kenn du ko weddi mais coono yi ñuy daj jafe-jafe yi ñu ciy am foo tourner problème boo am bu ñu la fëggee amende fa ngay jaare dootoo exporter ba keroog ngay. voilà COPEGA def naa pare léegi nag ñu ñëw COPEGA léegi moo doon défendre seen position léegi nag ñu ñëw si wàllu baykat yi nag def naa Bassirou Ba. waaw yéen ñi nga xam ne yéenay baykat yi te nekk premier pilier si base bi. di créer denrée bi nga xam ne tey jii mooy dem ba si nag fépp ak nuyu nal dew li nag te muy indi tool bi yëpp yéen xeeb ngeen bu baax a baax li nga xam ne tey jii. moom nañ bugg jënde ba léegi taxaw ngeen fépp daal ni loolu moom dootu fi mën a am. ba léegi du ko jar loolu la ñu wax. waaw boo gisee suñ combat li ko waral mooy ñun dañ doon ay baykat comme ni ma leeralee léegi doon baykat boobule ñu yàgg di ñu not ñu ne daf fiy jógee moo waral tey képp kuñ xam ne rek mën nga fexe ba prix bi jëm kanam xaaruñ ci kenn ñun xamuñu kenn du chinois du Sonacos. du COPEGA. mais est-ce que tey jii pare ngeen pour téye seen gerte. ndax téye gerte dafa metti mais ci laay ndax dafa am yu mu àndal. kenn nekk man personnellement. ak waa Aar Sunu Moomeel. parce que xamaguma plateforme au fond mais man ak waa Aar Sunu Moomeel. kenn nekkul suñu ginnaaw li nekk suñu ginnaaw mooy fexe ba tey Sonacos ñu poussé ko ba moom mu mën a dabe ji ñi nga xam ne mooy prix bu baax bi 300 jëm kaw fexe ba ñii fi nekk tamit ñu mën leen bàyyi ñu positionné wu. maa ngi masawu Moussa Faye bi bu baax waa COPEGA parce que lii ñuy wax nii dafa yërëmtaloo dafa daw yaram ci am réew say ndaw parce que ñun dañ naan chinois. waaw yow waxal baykat. yow maa ngi la laaj question baykat ngay wax yaa ngi masawu gaa COPEGA yi am milliards yi. foog ma masawu ko foog ma parce que xoolal gerte gi bu bëree loxo rek prix bi yokku
te ñoom dañ ci am waar foog ma massawu leen ci koo xam ne nit ku ñuul la comme man ma koy gis ñu bëgg a gëmloo nit ñi ne benn chinois la chinois yi ñoo nekk ci terrain bi ñoo nekk ci tool yi man doxaguma gis benn chinois ci biir tool wala ci benn baykat bu jënd non chinois yi ñuul yi la non man waaw dama ne gisaguma chinois bi ñuy wax xonq bopp yu ndaw bëri ndaw yi ñu nekk ci tool di jënd gisuma ko am naa droit pour wax ko ay nit ñu ñuul laa gis ñuy jënd gerte lu ëpp lu Sonacos jënde mooy 315 jëm kaw jël ko yóbbu ko moo xew Kër Madiabel ak feneen ak fenn fu bari wàkk nguun ak fu baree bari ci réew mi Touba ak fu ne buñ demee jënd lu ëpp lu Sonacos di jëndee fay oto mu yóbbu ko mooy transport yóbbu ko jënd seen i machine góorgóorlu bu baax nag di employé di liggéeylu ay nit ñu takkoo macha allah ba pare dem man koo jaay gis ci seen bopp man kookule ak ñooñu ñooy liggéeyal ñoo ma gënal fu bu fekkee loolu mi patriote man du ma patriote parce que man jàpp ma ne nitu Sonacos minorité bu ndaw boobu noonu nga xam ne ne ngeen mil ngeen xaw ma yaa ko fexoon keroog li ma gis ci ñuy liggéey ci monde rural bi ci xolli meeg jaay mi ëpp nañ fukki junne nit ñooñu le boole ko ak intérêt wu baykat bi nga xam ne moom mooy bay ni ñu ko waxee suba ba ngoon jënd jiwoom ren 1000 francs ñu ñëw di ko jëndee prix bu xaw a baax ngeen soxoree ñu ko ne léegi bu ñu doon patriote mooy foog ñu yem ci Sonacos en plus ngeen ñëw di jéem a expliquer. waaw mais kan ma wax loolu kooku état bee ko wax. waaw mais kan may état. kan état mooy état mooy gouvernement ak ministère ak yooyu. voilà léegi bu ñu nee état la tey ñu ne ñoom ñoo xam Sénat dagg prime teg nga xëy Diagne Fada li muy bañ man du ma cité nit politiquement sama yoon nekk. mais moo nekk ci kaw sa kii Sonacos su fekkee ne moom ba muy def tournée dafa njëkk a wax ne pëccëxoo bi fi woon danañ ko dindi ba pare mu lancé na 250 mën nañu ko prix ba changé wul mu ne déetawaay mu fi mu taxaw mu expliqué ne tey ku am gerte gu wow xam nga loolu boo tooy la ku am gerte gooy boo ko yóbboo ñu fay la mën nañ li wax amul parce que boobu prix génnagul gis nga dafa am yu bëri yoo xam ne ci tournéem yow mii fekkee yow yaay xaw ma responsable kii nu la tuddee sax conseil technique xaw ma Mamadou Diagne Fada war na laa xoolaat parce que erreur communication yi muy def nii daf ko jural nooneel gu ëpp bi ci mujj rek mooy liy passé yéen naka ngeen mën a toogee yéen a ko wax xam nga léegi dama ne la waxtaan ak ay acteurs ba weddi ma doo ñëw si seen baykat yi ma la posé waaw man dama bëgg nga défendre ma sa baykat yi ndax COPEGA opérateur nañu jóge dugal sa baykat yi nga wax ne seen ay conditions parce que ñun ak naka nañu def gerte gi duñ ko téye yan façon nañu ko téye est-ce que am na le matériel logistique qu'il faut man yooyu laa bëgg nga ñëw si léegi waaw parce que li ñi ñuy not ñooñu laa bëgg a xam ndax ñi leen di dem itam mën xam est-ce que yéen seen gerte du yàqu ndax nu mën réagir ok suñu pexe ñun mooy fexe ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci système bi di jënd ñu may la liberté nga jënd pour gerte gi gën a jëm ci kanam ñun nag ñoom bu ñu ko defee bu ñu ko defut ñun def nañ ko avant te ñu ngi si te dañ ciy continuer mooy di wéy di continuer di sensibiliser ni ma leer ba leer ba sama suñ sorti bi passé rek bi ma génnee na bépp baykat na téye gerteem xeex bi ñoo koy xeex suñu bopp li ma am ci ay retour ba démb rek may def réunion Kaffrine kilifa boo xam ne ñes li sant yëpp war a jaayee ji ne duñ tukulóoru bàyyi nee na buñ jaay nañ téye suñu gerte bi ñu ngi sant yàlla buñ ñu may loolu te loolu la ñuy continuer ñun ak suñu kuréel di sensibiliser nit ñi pour ñu téye seen gerte gi di wax nag état parce que mooy responsabilité man su ma ko wax président Macky Sall la ñuy wax parce que gis nañ ne xëy na bëgg na di dimbale tout le temps mu ngi feeñ ci ay effort am waaye na xàmme bu baax ñi nga xam ne dañoo sàngoo tey deru béy boog fas yéene maanaam doon bukki jëm ci béy mooy ñi nga xam ne tey ñu ngi ci moom mais leneen sama yoon nekku ci mais xëy na ñi ngi gas leneen te ñu ngi ko yàqal en tout cas monde rural bi gërëmuñu ñi nga xam ne moom la teg ci kaw mooy côté Sonacos bi mooy comme ñenn ñi nga xam ne dañu tuddee ne ay baykat lañu parce que boo toogee bay défendre ne mu ngi sant mu ngi gërëm blocage bi nga xam ne état def na ko ba nga xam ne waa COPEGA ak ñeneen ñi mënuñu yóbbu seen gerte gi loolu bu ko nit di wax pour gerte gi gën fi des pour ñu am jiw ñun Sonacos joxuñu jiw état mayut ñu jiw ñun dañuy jënd jiw da koy subventionné na ko arrêté jox ñu engrais jox ñu leneen loolu lañ soxla kon bu fekkee ne dañoo làqatu ci gannaaw jiwu naan lu jiwu jeex bu fi jiwu jeexee mu jógee fi du fi mos a jógee ñoom opérateurs yi ñoo leen di jox jiwu opérateurs yi ca daaw yi daaw jënd nañ ñoom seen prix lu wees yéen li ngeen di jëndee pour denc ko. bëri naag bëriwul nag def nañu ko du jënd jiw. man. continué non mais parce que ñu sa développement bëri naag bëriwul wóoruñu waaye xam nañ ne ñooñu ñoom jënd nañ bu yàgg seen gerte teg kuñ ci laaj sa jiw mu bëri di nga ko joxe fexe def yeneen pexe léegi nag li ñu lancé mooy baykat bu ci ne yaa xam ni nga sonne woon ci sa tool naxe yi ñu doon def nañ xalaat ne daf fi mën a jógee ku ci nekk boo amee sa benn mbaam sax nañ ci toog bañ koo jaay parce que nag ñun tey bu ñu waxee ne 1,800,000 la ñu am nit ki ne la tey damaa bay fanweeri kal ñetti mbaam laa ci am nit ne la bay naa juróom-ñaari hectare aw ma ci lu dul fukki mbaam ak juróom nit ne la bay naa juróom-ñaari hectare am ci ñetti mbaam ak gàll
loolu bu fekkee ñoom seen statistique daf leen ko jox bokkul ak gerte gi nga xam ne moom laa yoroon mu nekk ci oto ba nga xam ne boole ko nii mu oyof ba bëgg a dee boole ko ñu war jëndee kilo ñu ngi jëndoon kilo 1000 francs waroon bay fukki hectare ku ci nekk hectare ba nga mujjee bay juróomi hectare loolu production ba bu ngeen ko bëggee calculer te yow yaa ne ay statistique ay xayma ngeen def juin ngeen génn seen statistique bi ne 1,800,000 la ci diggante bi li fi xeex xoox fi taw beeg yëpp am fi soo leen paree du ngeen am honnêteté ne yàlla mooy taw moo naatal taw na ñëpp d'accord nañ ci mais nawet bi ni waroon man melu ko mais ngeen continuer di nax nit ñi di nax état di nax président ba tey ñaata ngeen bëgg ñu jaay gerte ñaata ngeen paysan yi tey yéen bas ñaata ngeen bëgg jaay seen gerte xam nga ñun bi ñu defee suñ première réunion ne suñu jiw du jar 210 dañu ne woon au moins que nañ bind ci mbind mi ñu proposer leen 525 mais yéen est-ce que calcul ngeen 525 di leen ko proposé nagam kooku daan ko mën nagam circonstances yi permettre na pour ñu jënd loolu. waaw mais loolu la ñu wax pour ne nañu yëkkati prix boobu léegi nag su fekkee dañuy négocier li kii wax léegi bët du yéen waaye xam na la bopp attan ñu leen au minimum max maanaam fi mu mën a yem. mooy 325 francs ren ñu loolu bañ koy décider boobu boobu Sénat joxeegul jiw. dara ngeen loolu moom joxeeguloon gerte laa bëgg wax prix bi ci lañ lelu tënku ci na loolu la ñuy def mais dégluwuñ ñu nawlawuñ ñu cëraluñ ñu du dégg nga li ma doon expliqué léegi muy jéem wax waa Sénat wax naa la man fi ma jaar Ibrahima Badiane nga xam ne ci plateforme bokk wax na la fi mu jaar 200 000 tonnes xaw ma 200 tonnes fan la ko baykat di jëlee dafa fekk mu doon koo xam ne day am quota di lijjanti ñu suñu li nga xam ne moom la ñu woowee ne ñun ñoo ko moom ñu koy subventionné ñu ciy jot loolu tax nit ki mën koo def te ay la lu ci ay kayit la yam mais li nga xam ne dafa am fondé nekk lu dëgër lu wóor loolu baykat mënu ci génn loolu. mais parce que dama la bëgg a laaj dara comme ni Ibrahima Badiane wax nii daal ni kuréel il faut que mu am baykat il faut que mu am 200 000 tonnes pour bokk Sénat. kooku man lu may doogay dégg léegi sax. mais loolu est-ce que yéen di ngeen dajaloo mën ngeen am lu ëpp 200 000 tonnes pour bokk Sénat. waaw suñu dajaloo nga wax. waaw moom la suñu dajaloo. effectivement bu ñu dajaloo mais bu ñu dajalowee ci ban contexte ñoom dañ la wax ne nit ñu dajaloo am lii la wala benn nit. loolu benn nit la te xam nga ñan la ñu wax ko ñu bañ ko wax mooy gros producteurs yi nga xam ne ci ñoom la ñoo toog seen bakkan ci lii xew pour di noot baykat yi même bu dee ci ñun. mais 200 000 tonnes quand même mën ngeen ko mobiliser. mais pour mën bokk Sénat. mais dafa dul yoon. waaw xam naa ko mais damay laajte. dama lay wax pa Tamsir daan wax de. dafa am loo xam ne mën a yëy guru nee na ba mënatoo yëy guru du tee nga bàyyi guro di jar gis nga Sénat du forcer la fa nit di mën a bokk ci yenn conditions yi ñoom ñoo war a tas ñu toog ñu waxtaanee ko parce que ñoom ña fa nekk duñu ay baykat xamuñu bay nee naa la bu ñu doon baykat duñ jël ni ñu digalee ñu joxe prix gerte bi ci côté dawlin. tax na poser benn question si Sénat tey jii du fekkee dañuy fixer prix. dañuy wax ñoom ñooy daje. ñu génne prix ba pare. jox gouvernement. gouvernement mën na yokk comme mën na fa bàyyi le Sénat kii donc Sénat du dee defar prix. du dee defar prix sa moom lay jógee. yow est-ce que tey jii yaakaaroon ne du fekkee ne prix itam tey jii dafa war yokk wala dana war comme ni ñu jékki rek génne benn prix nii affaire bi tam waroon na jógewaat sa Sénat pour def proposition nu nangu wala nu bañ nangu. yow mos ngaa dégg man de dégguma ko mos ngaa dégg Sénat proposé prix ñu rejeté ko man bi ma dalee solo ba léegi. non mënul nekk parce que acteurs yi ñoom ñooy d'accord waaw loolu moo si nekk. acteurs yi ñoo koy fixé. Fay wax ma ak yow man dégguma mais Fay sa temps dafay jeex de. non parce que luy wax ni dafa bëri parce que li nga jàppee acteur ay acteurs ñoo nekk ñu xam leen nawloo leen ci monde rural bi yéen nawloo wala ñun nawloowuñu leen mais ñun baykat yi ñoo ñu nawloo tànn ñu gëm ñu xam ñu doon ay baykat ñu ne la ñoon reconnaître ñu nga xam ne ñooy Sénat mënoo ci dara en plus li ma wax ne yow bu fekkee yaay non technique bi no xaaral ci ñoom bul ko def yow man la mën a toog ñu répondre la question usine moo proposé prix usine bi mais ma daaneel ci loolu bas bàyyi ñu répondre sa question yi mu joxe wax ngeen ko 8 francs lañ ci dolli mu indi 85 francs wax ko ne léegi mun na ko dolli maanaam 35 francs mun na ko dolli ci prix bi ngeen defoon comme 250 monde rural bi yëpp di yëngu ngeen jaxase nit ñi mu jaxase te yow yaa nekk ci ginnaawam yaa sa si moom mu dem fu mu ne nii opérateur yeeg jëndkat yeeg coppi ga ñëpp a am problème ku taw baykat ne Diagne Fada moo ne à partir de lundi bii kenn deetu fa jënd lu may 285 alors que prix bi mu def foog nga def sa transport. ñëw ba yegg si 285 bi pour kan la du pour kooku pour opérateur bi la. mais waxul loolu daf ne moom dafa taxaw wax ko. baykat yëpp ñu ngi may dégg te xam nañ leen temps yëpp maa ngi ci boobu ba léegi maa ngi fii ñoom ñëpp ñu ngi gëm ne tey Sonacos yokku na ba ñenn ñi naan c'est la première fois. di ñu félicité naan mais la première fois ñu yokk 40 francs yu yokkaat ci diggante bi 35 francs alors que. mais rectifié nañu
défaut de communication mais loolu. déggoo li ma la wax force mais déggoo mën a la défaut de communication moom mi mu nekk conseil technique am moom ak Diagne Fada yëpp dañ fa waroon jógee bu yàgg. waaw yow xam naa ne si loolu ngay dox. bon léegi non man nag kaay ma wax la fay aw ma problème c'est juste pour wax la ne erreur technique laa lay wax non si loolu ngay dox. aw ma problème personnel ak kenn. monsieur Faye non Bas joxuma ci Diagne Fada jógee fii joxuma ci yow nga jógee fii. non bàyyi la affaire yi jógee li nga xam ne moo jëriñ baykat bi ngeen di ci wax di ci def mais ngeen bàyyi arrêté dafa am loo xam ne ci politique la yemaleen ko ci politique ñun monde rural bi ak suñu gerte xamuñ calculer lii ngeen yëkkati prix karo usine di ko yóbbu di tawari di loolu mënul jàll parce que mu ngi ci saa si seeni mbokk ngeen ñoo leen di tontu ñi bokk ci yéen ñoo leen tontu ngeen noonoo ak nit ñi lu ko fi jar loo xam ne boo koy wax même pas 5 minutes nit ñi tontu la ngeen mën a yokk da ngeen di yokk mënu leen yokk ngeen ne yokku leen Bas ñun ngeen bàyyi ñu mën a jënd lu bari ñuy jënd ko en tout cas li may daaneel par Mokhtar déedéet yow kañ daaneel nga ba pare looy daaneel nga ci jeex na dama bëgg sama mbokki baykat yi am fulla fayda xam ne lii ñoo koy xeexal suñu bopp te man li ma gën a metti du Covid bi fi ne de dama koy wax ci kaw baykat bi bay bëgg a dee toog ne wàcc mu am prix bu ëpp li ko état proposé ñu ne ñett li état proposé lay jaay jee barki seexul islam loolu moo ma gën a métti fuuf ko Covid bi te loolu rey ma moo ma gën a moom laa gën a nangu ko Covid bi dama koy wax mu leer 325 moom nga proposé bas bàyyi noonu rek dégg nañ la li nga wax yëpp waxaan nga dégg nañ la bu baax ma dellu si monsieur Faye yow amatoo temps waxal naa la bul non du dee wax nga koy tontu yaa ngi yàq sa temps parce que ñun tam dafa am fu ñu yem léegi xoolal monsieur Faye dégg nga fii li ñu fi wax yëpp ñoom léegi yéen dañ leen indexé comme yéen sax yéen ñi nga xam ne tey jii fi ñu taxaw si jamono ji yéen fixé xam nga loolu ñàkk xam la waaw dafa naan xoolal dañ leen indexé comme léegi yéen fi ngeen taxaw sax mu mel ne waxatul sax gouvernement waaye yéen dafa dañ leen indexé comme sax dafa mel ne yéen gouvernement te yéen fixé prix sànq wala ngeen li nga xam ne moom ngeen dolli woon léegi man posé woon naa question nii loolu nga xam ne moom ngeen delloon ba mu àgg 285 ma ni mais kooku ki s'est bénéficié kooku moom mooy opérateur bi mais waaw c'est sa question. donc baykat bi ba léegi yéen da ngeen taxaw yéen. pour fay que 250. dafa am lu ma bëgg mu leer d'abord. waaw xam nga man moo tax ma ne nañ déglu. répondre mu si question boobu ba pare si question lay répondre précisément. voilà wax naa fi ne Sonacos du jënd si baykat xam wax naa loolu sànq. waaw kooku opérateur bi laa wax. voilà léegi maintenant tey et à la décharge de Copega. bi ñu demee réunion keroog Copega dafa ne negam acteurs yi fi nekk sax d'accord loolu negam Sonacos nangu na yéege prix boobu nañu fexe ba mu wàcc. béykat bi ko si gisaale augmentation bi. naka lay wàcc ba mu gis parce que opérateur ay waxtaan la maintenant loolu nag maintenant pour mu wàcc béykat bi ay waxtaan la xam man. waxtaan boobu defagu leen ko. non xam nga tey fu mu nekk. mais opérateur yi pour ñoom. li see ëpp laa li see ëpp ñoom ñoo ko moom de. waaw d'accord xam nga il faut nga bàyyi ma xaw a expliquer tuuti tamit. parce que Modou Fall dégg démb naa ko. mais Modou Fall lu wax dafa leer parce que ñooñu li ñuy liggéeyal moo tax mu demee noonu xam nga tey fu mu nekk ñun ñëpp ñoo fi toog. rapidement ku si nekk si ñun am nga problème ku si nekk si ñun ay problème nga soulever. d'accord rapidement ku si nekk si ñun ay problème nga soulever. ce qui veut dire que donc secteur bi dafa am problème. donc lan moo empêché tey ñu toog ñu waxtaanee secteur man du ma tontu Ibrahima Badiane du ma leen tontu franchement. waaw non waxuñu tontu non parce que dafa posé question mu ma koy. non léegi man maa posé question si loolu ngay répondre léegi ñooñu du ma leen tontu parce que xam nañ beneen affaire bi mooy gis nga secteur bi du xuloo du xeex du index ay nit du loolu mooy tax secteur bi dox ñun ñëpp ñu bokk secteur bi ñeent tànk yi. waaw mais répondre techniquement. mais c'est quoi la réponse technique. dégg nga léegi li ma la doon wax bi nga may wax nii xaw ma ñam man la non man dégg naa ba opérateur yi di wax. ma ni yéen 280 yi nga xam ni moom ngeen di wax moom ngeen di jënd. du léegi moom ngeen wax 285 oui. waaw man ni léegi 280 boobu. bu fekkee da nga si dund opérateur bi li nga xam ne moo ko moom. baykat bi lu mu see am. 250 non loolu laa la wax expliqué nii ne Sonacos du moom mooy dem jënd si baykat bi. xam naa waaw mais d'accord léegi maintenant. dégg nga mën a opérateur bi yow tam léegi xam mais tey damay déglu tuuti baykat ma ne Sonacos dafa ne nañu yokk pour opérateur bi moo tax ma ne à la décharge de Copega ak yeneen ñu fa nekkoon ba si opérateur yi nee nañ comme Sonacos yokk na pour opérateur bi na opérateur yi def effort yokk si baykat yi. yokk si baykat yi waaw mais kooku dañ koy wax mu leer ndax loolu. loolu bàyyi mu wax tamit bàyyi mu wax léegi maintenant loolu waxtaan la boo xam ne moom lay continuer pour que ñëpp moo tax ma ne la acteurs yi il faut que ñu bañ a di indexante nan diw la fii acteurs yi. waaw léegi information bi ma soxaloon mooy lenn léegi 280 moom ngeen di joxe léegi nag. non marché bi ñun dañ ne non xaaral tuuti. waaw ma waxal. marché bi ñun dañ ne bi ñu waxtaanee ak yenn acteurs yi jàpp nañ lundi passé 21 à partir de 21 ñun 285 la ñuy jëlee. lu laaj lu marché bi laaj bu acteurs yëpp toogee waxtaanee ñu d'accord nañ si 285 ñu demee 285. bu fekkee ne ko aussi marché bi leen laaj mais les gens vont s'ajuster xool li marché bi laaj gars yi def ko mais fu mu nekk nii li nga xam ne ñun moom lañu d'accord
ak acteurs yëpp mooy ne 285 la ñuy jaayee prix maintenant yeneen considération yi vraiment man dugg si dugg. parce que tey léegi nag opérateur yi moom mooy dem sa baykat ba seet lu mu koy jox. mais non loolu nga wax léegi xam nga jënd ak jaay ñun Sonacos ñun ñooy fixé prix wax nga ko sànq ñun ñooy fixé prix ñun lu ñu mën rek mooy ñu ne état bi nee na prix bi lii lay démarré ñu ne ko suñu marge lii la ñu si teg bu ñu tegee si marge bi pour que baykat pour que opérateurs yi baykat yi. ay at ku nekk mën a jouer voilà mbokk auditeurs yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax si waxtaan bi nga xam tey ji moom lañ doon def si wàllu gerte gi ngeen baalu nag ndax moo xool naa leen ko audio bi gerte moom du tëbee lépp tëb may fàttali Pape Laye moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen ko présenté ñi nga xam nag ñoo fi teewoon yëpp muy Mamadou Faye bu Sonacos également sama ñi nga xam dañuy bañ milliard muy ñëw Waly Faye bu COPEGA également Bassirou Ba di président Aar Sunu Moomeel ñoom dégg ngeen ñoom lu ñu wax nee na fan toog nañu toog ndax yàlla sax bon béykat yi am ay fu ñuy denc ay gerte ba tey loolu baax na si gaa lu metti loo gis rek toujours itam am na côté bu baax bi ñooy gërëm ñooy ñëpp ñi nga xam tey ji ñoo fi nekkoon seen yaram tàngoon na trop waaye waxtaan la woon yaakaar nañ tam ñi nga xam ne également ñooy autorités yi waxtaan bi daan ko déglu te daan jël ay décisions yu gaaw yoo xam ne dana mën a arranger képp koo xam ne rek da nga bokk si filière bi ndax filière bi dañ ka bokk donc du fekkee dañ ko bokk ku nekk war nga si gis sa bopp defe naa du ñëpp dee xalaate noonu problème du am mais nag du si ñàkk waaye itam nit ñi nanu dal rek jërëjëf ñi doon déglu yëpp ñoo ngi leen di remercier ak ñi nga xam ne intervenir noonu également ñi leen jox daje incha allah beneen àllarba